mbokk yi dal leen jàmm ci suñ jotaay le point corona télévision Futur Média du ma wax na moon nañ leen ndax gëju ñoo gisee démb rek ci guddi ñu ngi fi woon ci suñu jotaay édition spéciale xëy na suñu jotaay bi ni ñu leen ko waxee woon ayu bés ba la ñu génn dañu nekk ñu nit ci allègement nag bu ñu ko waxee dañu ko tegoon rek ci kàddu yi nga xam ni kilifa yëkkati woon nañu ko muy président de la république xam ni am na lu mënul a ñàkk li mënul a ñàkk mooy doomu jàngoro ji moo ngi fi du mbiri tey ak suba ak ginnaaw suba ndax bu doon loolu rek la ñu jàpp ni mën nañu koo muñ tënku ci dakkal yitte yëpp waaye gannaaw mu ngi fi te allah kulli xaal dañuy jàng nekk ak moom moo taxoon président de la république ci message am bi nga xam ne nii defoon na ko boobaak léegi weer la ndax le 11 mai la woon toll ci weer ci tey mu ne nañu jàng apprendre à vivre avec le virus dafa aaju woon nag ci ñu continuer di tënku ci mesures yi nga xam ne ni moom la ñu waa Kër Docteur di wax te ñuy fàttali ni wax dëgg fa yàlla feebar bi pour mucc ci li ciy musal nit ku ne mënal na ko boppam aajuwul ci borom daraja aajuwul ci borom poos bu diis aajuwul ci borom am-am ak borom tur ndax ñëpp a ci yem bokk raxas say loxo ba mu set yitte yu bari yi ñu wàññi ko boo amee juróomi yitte boo ko dajalee benn yoon dox ko du gàtt ci kër gi ba léegi nag couvre-feu mi ngi fi donte yéegal nañu heure bi dem na ba 23h léegi ci yitte yoo xam ne mun nañu koo dox waaye tere nañu saafonte bu bari bi donc loolu moo lay won ni feebar bi tàmmul ñi muy dugg te nit ku ne nag dal na la boo xoolee exemple ci àddina bi borom daraja yi gën a mag feebar bi dal na leen yàlla def na ci am na ñoo xam ne am nañu tan ba wér fii ci Sénégal it wax dëgg fa yàlla ñiy tani lim bi tey ëpp na ñi nga xam ne ñoo tëdd waa Kër Docteur di leen toppatoo ministère de la santé defati na situation wu bés bi xam le ni natt nañu feebar bi ci ay doomi aadama yu bari test yi yaatal nañu ko ëpp junni doomu jàngoro ji feeñ ci téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent 119 cas yu bees yokk ci li nga xam ne nii moo fi nekkoon kon tey boo jàppee ci bëccëgu alxamis fukki fan ak benn ci weeru mai junniy nit ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent ñoo tëdd Kër Docteur ñu leen di toppatoo loolu da nga koy booleek ñi nga xam ne nii ñoom jot nañoo wér ba ñibbi seen kër te seen lim gën a takku lool ndax toll na ci ñaari junni ak lu teg lu bari juróom fukki nit ak juróom nag jot nañ cee ñàkk seen bakkan te loolu la ñuy ñaan bu mu yokk mu yem fi nattable bi nag foofu lay yem ndax Sénégal ak réew yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew jaruta nattable Amérique romb nañu 100 000 morts ñu ngi ci 112 000 morts téeméeri junniy nit ak fukk ak lu teg France 30 millions ñu ngi koy dàqe ak yeneen i réew yoo xam ne feebar ba fa la mujj dugg waaye dégâts yam fa def ëpp na bu Sénégal comme am nañu loo xam ne ñun mën nañu koo ndamoo pour l'instant waaye nag jaruta naagu gannaaw nag apprendre à vivre avec le virus la ñu wax te président de la république ci adresse bu mujj jàpp ni xëy na gën kaa gàtt ci li ko borom xam-xam yi wax yëf yaa ngi fi ba septembre defe naa sax projection yu optimiste la waaye bu ñu gënee ñaaw njort xëy na danañ ko gën a soril loolu moo tax ñu ne bu ñuy dund ak moom gan ngoo xam ni kat allah kulli haal toog na ne faax fa nga xool nooy doxaleeg moom léeg-léeg booy reer da nga xam ndax da nga koy woo bokkam déet wala da nga koy yekkal wax nañ ni nag gan ngoo xam ne la neexul a nekkal ber ko moo gën ñu nit ñu beru loolu yëpp tey moo tax ñu am mbégte di fi dalal comme ni ñu koy defee ci jotaay bi ñoo xam ne yey nañu ci waxtaan bi wax dëgg fi yàlla pour gunge ñu ci ponk bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jukki tey kilifa gi ministère de la santé dañ leen delloowaat lépp ndax lépp ci ñoom la jógee ci ñoom lay dellu docteur Ousmane Gueye ñu ngi am mbégte di la dalal ci jotaay bi pour la première fois ngay directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé bu ministère docteur Ousmane Gueye dalal jàmm. jërëjëf sëñ Cissé ñu ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yëpp di nuyu aussi naataango yi ma toogal fii xëy na dinaa ci dellu si. ci sama rakk la Déthié Diouf ñu yàgg lool. di nuyu professeur Djibi Diakhaté moo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi rafetlu lu muy def ci réew mi. voilà vraiment loolu laa bëggoon tàmbale kàddu yi. jërëjëf docteur Djibi man Cissé laa ko naroon jox sax waaye nag comme def nga ko Diakhaté ma bàyyee ko rek professeur. waaw ñu ngi lay dalal jàmm di am mbégte nga teew fii parce que wax dëgg fa yàlla li nga xam ne ni moo mujjee ci waxtaan wi te communautaire ñu delloo ko defe naa sociologue yi socio anthropologue ñoo ko théoriser ba mu nekk tey loo xamante ni nii delloo nañu leen ko. am mbégte di yokk ci présentation bi nii dafa am loo xam ne sos nga ko dana doon suñu ponk ci waxtaan wi nga ne
nawetaan Covid dinañ ci ñëwaat dalal jàmm professeur Djibi Diakhaté. jërëjëf maa ngi rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ni aussi depuis le début kii nga xam ni moom moo sañ ci kër gi di le président Youssou Ndour waxoon na ni moom dina taxaw def opération daan corona je crois que loolu boobu ba léegi nekk ngeen ci taxaw ngeen ci ay forme yu bëri yoo xam ni waxtaan ak nit ñi la yeetaan yee nit ñi la jéem a xam tamit nit ñi ni ñu yëngatoo ci mbir mi autorités yi ñoom it li ñu ci teg je crois que bëri na loo xam ne nit ñi xam nañ ko loo xam ne nit ñi taataan nañ ko ci fii la jógee ci ay forme yu bëri ay waxtaan ay sketch ay jeu question réponse joxe information yi je crois que loolu rafet la ñu ba pare nag ngeen jël ay émission yoo xam ni pour xale yi toog ci kër ga la war a jàng ñu tuddee ko salle des profs. Je crois que loolu yëpp lu ñu rafetlu la man de en tout cas là je parle au nom du CNRA parce que je suis membre du conseil national de régulation de l'audiovisuel. donc di leen féliciter ak yeneen médias yi ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ni moom la ñu te bind nañ ci note wax ko moom la ñu accompagner li nga xam ni moom mooy mbas bi dugg Sénégal dugg ci àdduna bi yëpp. alors di rafetlu taxawaayu directeur SNEIPS. Le docteur Guèye dañuy wax lu bëri nag ci téléphone parce que may dama jàpp ni comme citoyen am nañu taxawaay bi nga xam ne war nañ koo taxaw Déthié moom suñu sëriñ la c'est rare nag nga gis Déthié bu tudd sëriñ bu tudd Déthié mais bon Déthié suñu sëriñ la ziar nañ la bu baax a baax sëñ Déthié di rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey bi jërëjëf. citoyen Déthié Diouf rakku jàmbur ndax Ousmane Gueye docteur Ousmane Gueye nee na rakkam nga waaye man suma grand la parce que moom daf ñu fekkoon ci jotaay boo xam ne daf ñu fekkoon ñun suñu moom a jiitu suma ancien la waaye nag def naa suñu lycée la amee baccalauréat daf ñu fekkoon ñu doon ay xale moom mu ñëw rek di diriger ay grève ñu ne waa ji di ñu décréter loo ay grève mu jógee ndeke loolu Thiès la ko jàngee xam nga rek voilà Déthié Diouf c'est un plaisir de te retrouver dalal jàmm fàttali nag ma yeggale président de parti nga mais loolu taxu la fee ñëw acteur communautaire nga xëy na bokk na ci waxtaan bi ndax tey lépp delloo nañ ko relais communautaire acteur communautaire nga mais c'est très important aussi ñu wax ko bokk nga ci ñi nga xam ne nee nañu nattu bi dal na leen ñu assumer ko dund ko ba génn ci sa témoignage tey dina baax aussi dala jàmm Déthié Diouf. jërëjëf sëñ Ablaye sama frère maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee lool ndax it yow moom bokk nga ci journaliste suñ gën a apprécié sa liggéey. ci yooyu gars yi dañu naan ay dóor la bàyyil mu jàll. di nuyu suma mag docteur Ousmane di ko encourager à travers moom mu jottalil ma ko ministre bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey macha allah léeg-léeg ma envoyé ko message di ko encourager ndax liggéey bi yombul docteur Djibi sunu mag la di def liggéey bu am solo vraiment ñu ngi kontaan ci bokk ak yéen plateau bi. te fas yéene rek mën a indi lu nga xam ne sénégalais dinañ ko jëriñoo bu ñu mën a génn ci li nga xam ne mooy mbas mi ak yi nga xam ne jur na ko fi. Déthié xam nga man kaw laa dama koy assumer def naa dëkku taax dootoo dégg léegi nit ñi daje ci mbedd mi ci suba gi ñu ne la sa yaram jàmm. Déthié sa yaram jàmm. jàmm rek alhamdulilah ndax yàlla dogal na mbas mi dal ma muy coronavirus bi. ba ma dalee it wax dëgg yàlla fekk ma ci liggéey. di ci taxawal foofu parce que mbas mi baat bi dama bëgg ñu taxaw c'est-à-dire bu dalee nit feebar bi la mais bu moom mënul wax mbas mi dal na ma c'est-à-dire mbas mi mooy li nga xam ne mooy lépp voilà feebar ok feebar bi nañ d'accord ci loolu. ah d'accord mbas mi mu xajul ci kenn. donc feebar bi. dal na ma mais li am solo mooy man mois de janvier ba début ba mi-février. donc ñi ngi woon Corée du Sud ci sommet mondial de la paix ma jiite ñiy dox wàllu jàmm ci àdduna fii ci Sénégal donc ñu am chance gis foofu ma fa mbir mi tàmbalee ni mu demee lam fa def ak ñamu laal ñamu gaañ ak loolu ñu teel koo comprendre donc vraiment ba ñu dellusee daal ne lii de ñi ngi ñaan mu bañ a agsi waaye ni ñu gisee mbir yi di demee mën na am mën na fay agsi donc ñun ci la ñu ñëw mënuñu koon wax ci kaw mënuñoo alerter waaye nag ñi ngi doon waxtaan ak nit ñi ndax ñun wàllu consultation gratuite yàlla def na ñun ñoo ko tàmbali fii ci Sénégal en 2000 donc jeunesse action citoyenne def ko ci daara Xelkom yi boobu ba tey bàyyiwuñ ko ba yàlla ñëw def ñu nekk ministère de la santé ak docteur Issa Mbaye Samb yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom. ñu continuer liggéey bi ba tey jii nii.
ñi nga xamee ne xam nañu ne ñoom ñooy personnes cibles yi mooy maanaam fragile ñi nga xamee ne tey ji xajul ci ñoom. lañ ci mën ñu def ko ci ba yàlla def mu agsi ba mu agsee it wax dëgg yàlla tiitaange dëggu na. ndax it muy lu bett ñëpp fële it Corée noonu la mel ndax bu agsee rek day dajji bunt bi. donc yow faaw nga yeewu tiit donc nag di jéem a seet nan ngay def ba communication bi commencé ñun ñu am ci njàqare ba tax ñu bind benn bataaxal ñu teel ko bind ñu ngi ko bind le 15 mars. ne pourquoi notre manque de sérénité face au coronavirus c'est une honte. am yu ñu fàttali ne 2004 choléra bi fekk nañu fi. yàlla def man maa nekkoon ak Issa Mbaye Samb yore lépp luy jëm ci relation extérieure ministère bi. donc ñu gérer ko ak aspect bu nga xamee ne nit ñi tiituñu te dem nañu ba gérer màggal ba nga xam ne Serigne Saliou dañ ko seeti waxtaan ak moom mu joxe ndigal ñu toj ndaale. Déthié waaw xam nga bu ñuy faut qu'on mette tout ça en perspective. def naa feebar bi liñ ci xamoon. muy docteur mi muy Jibi Jaxate mi muy yow muy keneen. liñ ci xamoon mooy liñ ci daan gis li muy def ci àddina bi. yaakaar ni sax bu duggee ni rek da lay tëral ngay kaddi saalitoo woon yow ci moment yooyu nga xam ne nee nañ feebar bii la ba pare nag nattu bi dal la. waaw man amul moment boo saalitee. gannaaw ba ma nekkee ba ma duggee daal ba ma commencé sentir ne maa ngi am ay sedd ci sama yaram comme boo sibiro su ma soxna moom docteur la daal di ñaaw njort ndax ma damay génn di sensibiliser ji di ñëw alors mu teel ma denc ci néeg bi. ne ma daal xamal man ko yow da ngaa compliqué mu ne ma non. après moom mu génn nag di wootee mais mënul jot numéro vert bi. ba ci kii bi mu daal di taal otoom ñu dem hôpital bi muy liggéey muy hôpital principal. bañ demee foofu ñu defal ñu test bi donc le lendemain donc ñu ñëwaat fanaan ma nekk en forme na ko madame bàyyi ma génn mënuma bu fi indi problème yow test rek la teelul ba ñu xëyee suba wax ñu ko dafa ñëw wax ma ko bon man waay kii day font waay xam naa ne machine bi moo juum man ko léegi nu ñuy def man ma léegi bon comme ñi mënuñu leen jot dañ jafe léegi nañ dem mu taal oto nekk ci kanam ma nekk ci ginnaaw ñu dem ba ñu duggee nag ba hôpital bi ba gaa ñi ñëw ma gis ñuy désinfecté oto beeg yooyu ñu ne ma fee mooy fi ñu la waajal ma dugg xool 4 miir yi ma ne waaw man lan moo ma dal ñii est-ce que juumuñu non madame xam nga commencé di poser ay question yu dul jeex man ni li mënumaa dal ndax man mënuma nekk di conseiller di sensibiliser di loolu non mënut a nekk mënuma ko nangu jour boobu nelawuma parce que vraiment voilà donc maa ngi na mais sama yaram tàngul sama bopp mettiwul sëqatuma defuma dara lu dul xëy na ay yax yuy metti non gaa ñi dañoo juum kon xam nga mel na ni ku xaw a saalit léeg-léeg nga dellu soit ci raison ba personnel médical bi daal di ñëw vraiment ba ñëwee jël contact nuyu ma waxtaan ak man bon ma ni mais c'est-à-dire que maa ngi leen di xool ne mais ñii dañoo juum daal après bañ may wax ba may tàmbali maa ngi bëgg ñu mer pour ma am occasion man génn ndax damaa nit ñi dañoo jum ba ma dugg fii léegi man naa def pexe ba génn donc bu ma waxee tàngal noo xam nga ñoom it ñu dal rek wax dëgg yàlla waxtaan ak man xamal ma ne du dara xëy na wax dëgg yàlla lu waroon a am la mais ñu dañ fi nekk rek pour gunge la ba nga xam ne di nga ci génn ndax ndaw nga ak yooyu vraiment wax ñu def lu ñu def prise en main bu am solo après nag pare ne ma kat mbir mi nii lañ koy fajee compliqué wul wan ma kayit ma lire kayit bi muy proposition kii bi bon may posé nag ay question sonal leen fa ba ñu sonn waaye ñu mujj ma convaincre donc sama xel daal di dal ma ne ok mais terool ba ñu demee ma toogaat bu ma tëddee du ma mën a tëdd bu ma toogee ndax boobu sama yaram baa ngi metti may jóg di toog di jaabante noonu laa def ba fajar donc ma xaw a nelaw ci suba si ñu ñëw nag. kat bi nga jëlee conscience ni feebar baa ngi ci yow. tàmbali ngaa gis signes yi nga xam ne nii moom la ñuy wax. waaw ma commencé nag xam nga psychologiquement. bu la docteur loolu aussi c'est psychologique defe naa nit ki bu jëlee conscience. xëy na léeg-léeg ca la mbir yi di tàmbalee feeñ sax. dëgg la. waaw xam nga d'abord maa ngi koy féliciter di ko encourager parce que. lii lu am solo la. am ko amoon jàngoro bi ñëw toog. wax sénégalais yi man amoon naa ko mais faju naa wér naa bokk na ci lu ñuy xeex tey li ñu naan bedd bi ñuy beddi nit ñi yu mel nii bu ñu ko gisee defe naa dinañ bay di beddi waaw donc di ko féliciter di ko encourager aussi di ñaanal ñëpp jàmm defe naa li nga wax mën na nekk xam nga da ngay gis mbirum médecine dafa xaw doy waar man dana jox benn anecdote bi may def 4e année médecine
am na benn cours bu ñu defoon psychologiquement dama ko intégré woon de telle sorte que dama def ba sama néeg defe ne dama am feebar. Et donc xam nga yooyu yëpp mën ne nekk mais li mu wax xam nga feebar bi maanaam même si xam nañ ni lu bees la parce que man dama naan feebar boo xam ni décembre 2019 dañ ko njëkk a nemmeeku Chine temps yi ñu ngi bind ni octobre ji son mën na am nekkoon États-Unis ñi indi ko ci benn jeux olympique indi wax nga bind yi bari na tey trop mais boo ko nattee décembre ak léegi dañ naan feebar bu bees la liir la donc lu bëri xamaguñ ko mais xam nañ ni nit ki mën na am feebar bi mu am ay manifestation clinique mën na am nit ki am feebar bi mu am lu ñuy wax forme asymptomatique nga xam ne du am benn signe. nit ki mën na am feebar bi am lu ñuy wax des signes mineurs muy forme polysymptomatique donc yooyu yëpp mën na am ay firnde la ci feebar bi mais moom amoon na ay signes parce que bu waxee ni amoon na li ñu naan asthénie physique courbature mooy yaram bi métti ak yooyu après mu ñëw gis ni yaram bi commencé nay tàng tuuti ay yooyu bon signes yaa ngi taxaw donc mën nañu xalaat ne boo ko corroboré ak test bu ñu def mu positif vraiment mën nañ xalaat ni loolu la woon. Professeur Djibi Diakhaté xam nga Sénégal je pense que comme beaucoup d'autres pays feebar bi dañ ko jël ci wàllu médical ci loolu lañ njëkk a dem vraiment nekk ci ba finalement ñu mujj koo jébbal askan wi ne leen li gën mooy fexe leen bu leen ñëw sax ci kër docteur. dañuy faral di gis nag ñun boo feebaree da ngay bëgg a dem kër docteur feebar taxaw ñu ne la fexeel ba bu fi ñëw ba dem nañu ba protocole bi sax léegi di faj nit mu toog ci biir këram est-ce que loolu yëpp yokkul pour jafe-jafe ñun ñu am compréhension ci feebar ba tax tey am na ba léegi ñu ko mënul gëm ñoo xam ne peut-être de ci bokkul seen entourage ñuy gëm ba léegi ni man daal xawma kenn ko am feebar bi donc xëy na lépp ay naxee la. dafa am ñoo xam ni sax ci entourage yu Déthié la ñuy wax mais gis ko dégg ko mais dañ naan la politique la. dañuy naxaate am na ñoo xam ni am na ñu fi toog man gis naa fi plateau yoo xam ni le ministre Guirassy toog na fi. mais malgré tout am na ñu ko seetaan ba pare daal ni non dañuy wax rek ñii ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy dox. donc am na liggéey boo xam ni war nañ ko sos continuer ko ba mu gën a xóot. parce que bu fekkee ni da nga jël mbir mi delloo ko nit ñi il faut nga waajal nit ñi. ba pare tamit il faut que nit ñi pare pour gàttandu loolu nga xam ni moom lañ leen jox muy sas. waaw parce que dañ leen ko jox muy sas léegi je crois que protocole bi ñenn ñi dañ leen di bàyyi seen kër. di am nu ñu leen di xoolee di leen topp nag di leen woo di xool fan la mbir mi toll ak yu demee noonu. mais loolu bu demee ba agsi foofu ba nga xam ne nit ñi ñoo koy jël seen bopp il faut ñu waaj ba nit ñi mën a téye loolu parce que da nga leen a jox benn charge bu bees boo xam ni xëy na daan nañ ko def ci yeneen feebar parce que nag tamit nag du lu bees daa nga feebar nekk ci kër gi ñu toppatoo la ci kër gi gunge la ci biir kër gi di la faj ak ay reen ak ay wala yu demee noonu wala ci maaman bi nekk ci koñ bi di la toppatoo bëgg a wër ci loolu. xëy na feebaru wàlle. waaw moo bariwul lu ñu koy tënk ci biir kër. waaw moo tax nag léegi comme lii dafa am il faut ñu waajal penc mi ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawee ñoom am nañ ci wàll am na nu ñu koy doxee donc ñu waajal leen ba nga xam ni ñoom dinañu xam ban bu situation boobu amee ban taxawaay lañ ci mën a taxaw ba mbir mi ñu jël ko nañ ni ko waa kër docteur bëggee ñu jëlee ko noonu waaye alaa kulli xaal dafa am ñaari légitimité yoo xam ni tant que lijjanti wuñ leen fu ñu amee point d'intersection dina am problème. ñuy yan dafa am légitimité institutionnelle et médicale mooy nguur gi ni muy doxalee te ñiy faj conseiller ko ni ko nii ngay doxalee muy ñaari ñoo xam ne ñoo bokk. maanaam nguur gi li muy def normalement ci ñun suñu yaakaar ñii ñoo ko koy conseiller ñoo ko koy xelal ni ko nii la ñu war a def moo tax ñu bokk benn mbuus ñu tuddee ko légitimité institutionnelle et médicale. beneen légitimité bi dafa nekk légitimité sociale et économique maanaam nit ñi li ñu gëm ak seen li ñuy yëngu bés bu ne pour dund boo ko dee xool ñaari légitimité yooyu dafa am wuute ñii dañu ni bu leen dajaloo bu leen saafuwante bu leen nuyoowante toog leen seen kër lu mu ëpp. légitimité boobu ñi beneen légitimité bi ni saafonte woo leen xam boo xoolee suñu aada ak suñu cosaan. loolu la ñu xam. saafonte boo dee xool même dëkk yi ni ñu rëddee woon démb dëkk boo gis ña fa nekk ñëpp ay mbokk lañu. looloo indi ay kër Masaar kër Njaayloo kër et cetera mooy ñoom ñëpp ñoo bokk kër gi. ñeneen ñi di wax wuro mu mel ni wuro soogi wala saare boo demee ci Halpulaar yi wala Kunda Cissé Kunda sa mbokk yi. Touré Kunda wala Tamba Kunda mooy ña waa Tamba ñi sant Tamba fa ñu bokk dëkk. donc loolu dafay indi saafonte moo tax kenn ku mel ni Evans Pritchard nee na dëkk yu mel ni suñu dëkk yi da ngay nekk mbokk wala nga nekk noonu
donc saafonte wolof yi ni nit ñi tey garabam séeréer yi ni o kino pogun Haalpulaar yi ni neddo ko bandum donc nit mooy mbokk ce qui fait que légitimité sociale boobu dafa laaj ab jaxasoo dafa laaj di dajaloo nga boole ci religion bi benn instant ñu ni ñoom dañuy dem julli ji alors que instant boobu nee woon nañu moytu rassemblement yi donc légitimité sociale légitimité économique bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ñoom laa boole ñoom ñaar mooy nit ñi nga xam ne dañu la ñun bis bu nekk ci la ñuy lijjanti suñu dépense donc bu ñu toogee suñu kër benn bis musiba am parce que kër ga mën naa màbb donc ñaari légitimité yooyu ñoom ñoo jàkkaarloo c'est que tey jii li ñu war a xeex mooy naka la légitimité institutionnelle médicale fexe ba roofu dugg ci légitimité sociale et économique comprendre nu muy doxe ba ñooñu mën koo comprendre ba ñu nekk benn say maanaam li ñuy wax li docteur Guèye di wax naka lay fexe moom li muy wax ba imam ba nekk ca quartier ba wax ko moom li muy wax naka la ñuy mën a fexe ba bàjjenu gox ba nekk ca gox ba comprendre ko wax ko ba imam ba nekk ca gox ba comprendre wax ko bu boobaa dootul nekk ñaari légitimité yu wuute dafay nekk benn légitimité yoo xam ne léegi ñoom ñoo ànd loolu nag moom mooy liggéey bi loolu te évidemment dafa laaj benn intelligence benn façon bu ñuy doxalee ba mën a sotti ba mu mën a sotti mais ñu jàpp ni loolu bu sottee dootoo soxlaati policier dootoo soxlaati gendarme xëy na sax ñoom seen liggéey dinañu gën a noppalu parce que bu boobaa dina am moo tax ñu tuddee leen ay relais maanaam ñoo xam ne jël nañ ko nag def ko seen yëfu bopp di ko doxal ci biir quartier bi di ko doxal ba ci biir kër gi mais bu ñu toogee di lekk bokk benn ndab parce que nit ñi tamit mënoo leen a wax ni léegi ku nekk na yóbbu sa nu mu tuddati sa palaatu bopp donc bu ñu bokkee di légitimité sociale ba léegi dañuy toog bokk benn ndab mais mën nañu ni ci biir kër gi li docteur Guèye ma nga fa toog ndax am na ku fa nekk ne bu ñu toomee téebee ndab bi léegi bu kenn wax bu ñuy añ bu kenn wax parce que boo waxee gouttelette yi mën na génn ñëw dem ci ndab li. waaw xam nga duñu añ di sol masque moom. waaw parce que kenn du añ di sol masque. jaxate yi léegi ñoom buñ ko jàngalee ba boroom kër gi jël taxawaayu docteur Guèye ci biir kër gi. daal di nag léegi bu ñuy lekk bu kenn waxati te pourtant loolu aada ak cosaan la bu ñu daan lekk war ñoo wax. léegi dagg ndawal di teg ci kanamu jàmbur. loolu xam nga danaan am ci kii bi. waaye jamono jii nañ ko moytu. xam nga voilà des gestes très simples yoo xam dama bëgg a wax ni relais ci biir kër gi ci biir famille bi. ataaya dañuy def bu ñu añee ba pare kaas yi bu nit ñi naanee ba pare bu ñëwaatee. nañ ko raxasaat bu fekkee problème bu fuurit la ñu fuural la. waaw loolu sax waroon naa xewi bu yàgg na dëgg. en fait dama bëgg a wax ni ci biir kër gi déjà. parce que contamination tamit dafay am ci biir kër gi. te li ci gën a doy waar moom mooy gis nañ ni dañ koy jëlee ci biti ñëw indi ko ci biir kër gi. bu ko laalee mag ñi musibaam or ñun dañoo gëm ñoo ko wax ak Kocc Barma ni mag mat naa bàyyi cim réew gis nga proposition Kocc Barma boobu tey jii la gën a am sens mag mat naa bàyyi cim réew te mag ñi nag pour ñu bàyyi leen ci réew mi il faut ñu dund pour mu mën noo nekk fii di ñu conseiller di ñu gunge première condition bi mooy il faut mu dund dina jafe ma solliciter faire parler le fonctionnaire directeur de service mais le médecin est-ce que à un moment donné amul regret ci yaakaar ni légitimité bi professeur Djibi Diakhaté di junju xaw leen échappé à un moment donné parce que ñu ngi fàttaliku premier message du président de la République 14 mars defe naa bi muy tëj école yi la di jëlaale état d'urgence bi wax na ni ci lu ko borom xam-xam yi ci wàllu médical comité bi nga xam ne mooy gérer épidémie bi lu ñu ko xelal. dañoo gis ni loolu progressivement nekkatuñu ci woon wala boog fësalu ko surtout ci message am bu mujj bi nga xam ne ci la sénégalais ne assouplissement. méngale kook relâchement mu mel ni ki beneen logique bu dul bi nga xam ne moom bi médecin yi di demee moo ñëw te mooy logique ki nga xam ne nii moo yor réew mi war a gérer aussi ay intérêts yoo xam ni social la pour nit ñi bañ a lott bañ a sonn mu xaw a safaanoo ak logique gu médecin yi parce que gisoon nañu professeur Seydi ku mel ni ki moom nee woon na bañu ci sax bu ñu deful li ñu wax ci mesure barrières yi mu conseiller mesure restrictive yu gën a dëgër te finalement dañu dem presque à reculons amul frustration côté boobu. non je ne crois pas je ne pense pas xam nga lu tax ma koy wax xam nga njàngum médecine dafa yaatu de telle sorte que yàlla may nañu ñu mën a laal ci branche yu bare dafa am solo. am na ñoo xam ne ay épidémiologistes lañ am na ñoo xam ne santé publique pure et dure lañ def. am na ñoo xam dañ def économie de la santé man dama def économie de la santé def communication institutionnelle def li ñu naan finance publique sax def naa ko et jàng ci li ñuy jàng yëpp ni santé dafa am li ñuy wax ay déterminants loolu moo tax gis nga intersection bi professeur doon wax jaaxaluñu
ñun xam nañ nan la ñuy def ba am intersection boobu ñu mën a ànd ak benn légitimité bu mu doon wax. donc dañu xam ni santé yemul rek ci hôpital ak joxe garab santé dafa am yenn bànqaas yoo xam ni ñoo koy jàppale pour mun taxaw ñi ko naan ay déterminants ci déterminants yooyu yaa ngi ci gis économie. ci déterminants yooyu yaa ngi ci gis société. ci déterminants yooyu yaa ngi ciy gis environnement ci déterminants yooyu yaa ngi ciy gis biologie donc yooyu yëpp il faut ñu taxaw pour nit ñi mën a am li ñuy wax santé. de telle sorte que loolu intégré nañ ko mais xam nga épidémie boo koy gis dafay évoluer en phase day am phase pré-épidémique. phase épidémique ak phase post-épidémique ci biir phase épidémique boobu moo am yeneen phase évolution yi fa nekk. donc en fonction maintenant phase yooyu ci ngay teg say stratégie loolu moo waraloon ñu defoon plan stratégique pour riposte def un plan de contingence te donc phase bu ne am ni ñu ko tegalee ak ay comment dirais-je ay boo xoolee perspective nan la ñuy def bu subaa bu ñu amee cas bu mel nii nan la ñuy def subaa bu ñu amee li mel nii ainsi de suite ainsi de suite. donc loolu moo waraloon ñu teg stratégie yooyu yëpp et je crois bien que nit ñi dañuy réeré mbir benn affaire parce que ñun souvent dañuy jël date repère le 2 mars. 2 mars mooy bi ñu njëkk am cas bu njëkk bi mais moi je me rappelle yéen je pense que yéen ñëpp gis ngeen ko man mi personnellement avec mon équipe au mois de février. jot nañoo dem nous étions les premiers Sénégalais yi taxawoon di wax nit ñi coronavirus am na. ñu dem ci école yi parce que en ce moment on considérait que xale yi élèves yi ay véritable relais lañu pour ñu mën a jàppale Sénégalais yi ci compréhension dem ci gare routière c'était au mois de février. donc pour vous dire que lu jëm ci dogal président de la République warowul benn yoon ak suñu démarche parce que ñun xam nañu aussi ni mënuñoo tëj toute une population pendant des mois mënul nekk professeur wax na ko. il faut que nit ñi dox dem dox seen soxla. ñu am seen dépense kër. il faut que industrie dox. il faut que marché dox. il faut mais loolu mënuñu koo tëj ne état da koy jël en charge benn état amul doole bi. donc il faut que quelque part ñu réadapter suñu démarche xool nan la ñuy def pour mën a ànd ak feebar bi di xeex ak moom mais aussi bu ñu tee dund. je pense c'est ça nit ñi compréhension boobu la ñu waroon am ci. assouplissement yi ñu gis nii et d'ailleurs on l'a toujours soutenu muy man muy sama naataango yi nekk ministère de la santé on a toujours soutenu ne quelle que soit mesure yi muy mesure contraignante extraordinaire bu nit ñi respecté wu geste barrière du dem. xam nga si benn mbir am na dama koy faral di wax fan yi nit ñi war nañoo seetlu benn affaire quelle que soit divergence yi am na ñaar loo xam ni constance la ci mbir mi. mooy tout le monde est d'accord muy États-Unis muy Europe muy Afrique tout le monde est d'accord mode de transmission feebar bi ñëpp xam nañ ko. foo dem fu ne xam nañ ni boo sëqatee gouttelette yi mën na laa dal mu wàll la feebar boo éternuer tam mooy tisoli mën na laa dal boo ko defee sa loxo nga laal bërëb bu fa nit ñëwee laal ko mën na laa dal. loolu yëpp ñëpp d'accord nañ ci mode de transmission beneen li constant encore te ñëpp d'accord ko xam nañ ni tey jii amul vaccin amul traitement spécifique pour maladie bi. mais xam nañ ni geste barrière lañ am. donc ñaari mbir constant na mooy mode de transmission ak geste barrière. quel que soit maintenant yeneen mesures yi ñu jël yooyu bu amul rek donc geste barrière boobu bu amul doo ci génn je crois que loolu tey jii loolu la ñu war a mën a am. et pour dem nag ci communauté bi elle a été toujours intégrée dans notre stratégie peut-être tey renforcement engagement communautaire lañ doon ut et wala sax dépasser li ñu naan engagement communautaire dem ba dans la participation communautaire defe naa tey loolu la ñuy ut et je crois que loolu ñëpp gis nañ ko depuis longtemps et tey jii on félicite tout le monde et on encourage tout le monde. xëy na difficulté bi mooy engagement communautaire après ma ñëw ci. engagement communautaire boo xam ne dañuy bëgg nit ñi dem sensibiliser. mais
initiative la boo xam ne warul doon mbooloo. parce que loolu lay bañ. waaw en même temps Sénégal. lu ñuy def ci sensibilisation populaire. xam nga ni muy demee finalement mbumbaay la mbëng ak yooyu mooy gën a ci yooyu la ñuy gën a sensibiliser. mais lii loolu lay bañ est-ce que loolu yokkul ci difficulté bi aussi. non am nañ ni nga ko contourner xam nga ñoom professeur ñi ngi fii. sociologue yi socio-anthropologue yi ñu ngi liggéey ak ñoom. ba finalement won nañ ñu ay stratégie waxtaan nañu suñu biir ba am ay stratégie ñoom tey jii xëy na dina ci dellu soit seen nawetaan Covid. ñu ngi koy def ñun au niveau de la région médicale de Dakar avec le gouverneur de région sur instruction de monsieur le ministre de la santé ñu ngi installé ay comités locaux pratiquement c'est benn mbir mi la ñuy pratiquer ay teg ay comités locaux de quartier. comités locaux yoo xam ne 10 personnes la. 10 personnes yooyu y a l'imam y a le délégué y a l'ASC en tant que santé communautaire am na ASC association sportive et culturelle xam nga yooyu yëpp ñi teg leen orienté leen wax leen lan la ñuy xaar ci yéen maanaam bëgg nañu seen koñ ngeen mën ñoo détecter les cas suspects seen koñ ngeen détecter ñu les cas contacts seen koñ ngeen lutter contre la stigmatisation expliquer population bi lan mooy seen koñ ngeen sensibiliser wax leen ni feebar bi am na ainsi de suite et je crois que 356 quartiers Dakar si je ne me trompe pas installé nañu ay comités locaux te comités locaux yooyu ñu ngi liggéey loolu la ñu soxla aujourd'hui dans l'engagement communautaire dans la participation communautaire jël la ngay jox ko communauté bi nekk seen gannaaw ànd ak ñoom waaw et je crois que stratégie boobu bu ñu ko defee même s'il y a pas de mesures restrictives carrément mais nañu continuer respect gestes barrières yi ak li ñuy technique sur place je crois que on peut avoir gain de cause. Déthié Diouf yow mi mu dugg ba génn la duñu taxaw ci loolu lu bari. est-ce que ci li ñu def ci sensibiliser est-ce que mën nga toog ba ci yàgg nga ne xëy na matewul parce que am na loo xam ne su matoon man mii duma dal parce que gis nañ ni quand même feebar bi ni muy duggee nit sew na léeg-léeg wax nga ko sax sànq ci sa propos dem nga xalaat nga foo ko mën a jël ak nu mu la mën a duggee mënuloo ko xam est-ce que ci li ñu def la moo des pour nit ñi mën ko intégrer ci démarche ci stratégie ak ci lu ñu mettre en place am na loo xam ne mënoon nañ ko def ba budul yow keneen mën ci jàpp sukkandiku ba ne du ko dugg. waaw jërëjëf man day xam nga nañ naan xel li koy fàtt du ko gis bon te booy liggéeyal askan wi parfois yow boo concevoir dafay baax mais après il faut que nga def ay tests vers les gens je pense que loolu dafa mel dafa xaw a manqué ci côté ministère ndax bon man tey jii j'ai distribué des milliers de flyers yoo xam ne service moom mi joxuma ko xam naa ko mais damaa ñëw jël di dem mais xam nga tey ñaara am mooy ñi nga xam ne gëmuñu ko. man sama wàllu parti sunu groupe WhatsApp bi dafa am ñu ne non président da ngay wax xam nga li am mooy Macky Sall moo ko fi indi ay stratégie la. ñooñu nit ñi loolu la ñu gëm. ñenn ñi moom dañ ne non loolu amul ay wax la. léegi ñi ko gëm it communication bi ñu jot a def bi nga xam ne moom lañ transmettre parce que au début en fait il fallait que ñu waxee peut-être nu nga xamee ne nit ñi dañuy xaw a tiit pour ragal mën a toog. mais dafa yàgg nag ca loola moo tax gaa ñi jàpp ne tey ji man moom laa gis ne moo indi contre-coup stigmatisation bi mooy yow boo ko amee rek c'est-à-dire que yow ak ña fa ne ndax liñ dund bu metti ci moo tax tey ji ni ma taxaw. ragalloo bi ci li ñu déployé fii la wala ci li ñu doon recevoir quand même de l'étranger et loolu moo doon daw fépp aussi je pense que ragal bi bon ci moment yi ñu tolloon def naa jaroon na ragal wala. waaw xam nga man gis naa ne. xam nga tey jii nii bon y a eu beaucoup d'hésitation ndax moom am na liggéey bu mu tàmbali woon mais hésitation bi nguur gi hésité ndax buñ teeloon a tëj frontières yi xëy na am na lu nga xam ne du ko demee. est-ce que yombul tamit bu ñu kiiyee ñu ne mënoon nañu ko gën a teel a tëj. parce que xam nga cas importé yi ñuy wax. feebar bi def naa fépp fu mu dugg cas importé la benn cas rek moo importé wul mooy ba jóge Chine ñeneen ñëpp xëy na mu duggee ci seen i réew ay cas importé la ñu tey te loolu xëy na ràpp bi sax boo ko defoon sax xëy na dana surux booy am fu mu jaar waaw mais xam nga pour man bon loolu romb na mais am na xëy na retard tuuti ca loola mais romb na mais xam nga fi ñu toll nii bu président ne nañu apprendre man du ma ne duñu nañu apprendre c'est une obligation ndax Covid-19 benn feebar la ci feebar yi man en temps normal yow mi boo sëqatee rek te fekkul ma yore masque daf may wàll man en temps normal dama ci sensible
kon loolu lu nga xamee ne ne voilà dañu am ñun ay habitudes yu baaxut di tufli ci mbedd di kii di ñandu. mais xaw na xew yi nag léegi. waaw non léegi gars yi xaw na xew yi voilà mais xam nga am na lu am solo lu ñuy fàtte. bon peut-être bokk na ci ñoom lu ñu jëlul trop en compte mooy xam nga geste barrière yi ñuy wax nii. geste barrière yi. docteur yaa ngi noté mu yokkal geste barrière xam mooy lan. mooy li ñu sunu diine yi digal kese. geste barrière yi. sunu diine yi l'islam ak kii loolu la ñu digal. boo ko traduire loolu rek la. te on a toujours vécu comme xam nga masque yi mënuñu continuer di ko takk mënut a ne. tey ñoo jàpp ci masque yi rek. waaw non di nga ko takk. di nga ko takk nii xam nga man tey jii nii c'est-à-dire fu ma jëmati dinaa gàddu masque ndax sëqat man en temps normal daf may laal. ma fàttali nii ñu ngi ak masque comme ñu ngi respecté distance yi. waaw wàcc nañu waaye nag masque yaa ngi voilà mais xam nga tey l'islam bu ma jëlee li ma xam noonu c'est-à-dire que roofanteewu. l'islam sawaru ci. du lu l'islam bëgg trop. ñaareel bi. foo xool ñi ngi jàpp parce que gis nga ko ma ne ko terewu ko aussi parce que julli rek déjà mbagg ak mbagg la tegante mbagg ak mbagg la loolu geste loolu ci barrière yi ñu tere la tey. mais xam nga cat gi. moom maanaam sunu diine yi. cat gi dañu koo digal. waaw côté boobu c'est vrai. cat gi. dañu koo digal. te am na ci lu ci bëri buñ ko appliqué en fait danañ ci mën a génn leneen li mooy xam nga tey nuyoo bii. l'islam lu mu wax booy nuyoo. nga ne asalaamaaleykum. ñun ñoo bëgg a romb mais boo ne asalaamaaleykum rek mat na. ndax ki la ne asalaamaaleykum par force da nga koo war a fay. xam nga mais ñun dañuy bëgg a romb loolu. xëy na ci sunu xër la kon dina am benn élan ak benn travail bu ñu def pour mën a wàññi mais leneen li gën a am solo mooy kilifa diine yi kilifa aada yi ak fajkatu cosaan yi pour man c'est-à-dire que responsabiliser wuñ leen ni leen waroon responsabiliser. parce que ban moment gis naa docteur ànd ak ministre ñu dem seeti monseigneur bu Dakar jour boobu yónnee naa le message félicitation. parce que loolu daf ci am solo ndax ñoom seen voix li muy peser maanaam nit ñi li ñu mën a dégg ñu jóge ci ñooñu en fait des na c'est-à-dire am na visite tuuti yu ñu def mais lu ñu waroon bareel la contrairement rek peut-être xam nga. homme politique mais est-ce que yaa ngi mettre affaire yi en perspective aussi parce que vraiment bu ñuy fàttaliku bu baax au plus fort vraiment bari woon na ay quand même amoon na ay démarches yoo xamante nii def naa dem nañ ci kër yëpp ah. xëy na dafa dëgëroon rek mais dem nañ ci kër yu mag yëpp de. ah xawoon na dëgër nag am na ci yu dëgëroon wax dëgg fa yàlla. mais donc moo ko sax. si vous permettez ça temps yéen a ngi. dawal en boucle ay déclaration kilifa diine ñun ñoo demoon defi ko. dëgg waaw non gis naa loolu. mais xam nga dama ni ñoom c'est-à-dire am na responsabilisation xam nga mën nga leen impliquer nii dem seeti leen après xam nga mais am na responsabilisation boo xam ne en fait pour man ci ni ma ko gisee parce que nit ki ñoom fi mu toll da nga leen di encourager. ndax tolluñu ci évaluation tolluñu ci ay critiques dañu war a contribuer. donc man dama ne ñooñu waroon nañu gën a am feeñ. waaw parce que voilà ñeneen ñi mooy comme tey ji boo jëlee zone ay Yoff ak yi xam nga fii ay jaraaf la ñu gëm. kilifa aada yi la am ñoo xam ne ñoom la ñu gëm ñooñu wax ñu dégg la moo gën a wóor président wax ñu déglu ko mais fajkat cosaan yi dañ leen a bàyyi de côté xam nga tey fii ku fi feebar OMS moo ko wax presque boo jëlee téeméeri nit juróom-ñetti fukki ak lu topp. bu ñu feebaree ñoom la ñuy njëkk a seeti. te ñooñu am na ci ñu nga xamee ne tey jii xëy na ñii nekk ci télé bi naan mën nañoo faj lépp te ñooñu boo xoolee ñu ci bëri duñu ay sénégalais c'est-à-dire ay ñu jóge bitim réew laak ay yooyu ñu may leen ñuy. mais di am na nag loo xam ne moo fi nekk aussi parce que je pense que baax na ñu wax ko réew mi aussi loi ak règlement yi fi nekk. dafa am nu mu tëralee fajum cosaan. réglementation bi sax am na loo xam ne eggaguñu ci tey ba fajum cosaan bi sax am place dañuy wax ni sax ci seeni termes. c'est toléré pour l'instant parce que réglementation mu ngi ci yoon xëy na eggaguñ mais dinañ ci yegg. professeur Djibi Diakhaté gis nga sa waa ji xam nga ceddo la waaye gis nga ko mu ngi. imam la presque mu ngi ñuy waar finalement. mais bu ñu xuusee ci waxtaan bi. ba daaneel foofu rek xam nga fajkat cosaan yi ñun ci sunu temps ak Issa Mbaye Samb ci la ñu commencé woon
reconnaissance dans tous les autres pays am na reconnaissance ñuy pratiquer. tey jii ku ne xam na président keneen ak keneen dañuy seeti gaañi amul fi Sénégal bu fi ne te doo seeti fajkatu cosaan yi loolu dafa bokk ci ñun. mais ñooñu am nañu organisation bu organisé wu ku ñuy wax Ablaye Ndaw moo nekkoon seen président. ñu xam ko ñu am ay domaine de compétence parce que dañu defoon ay fiche boobu ñun suñu temps la région médicale ñu impliqué leen kenn ku ne am yooy faj. lii ak lii laay faj nga yem ci. ñooñu boo leen impliqué woon carrément parce que dañu xam nga xeexu communautaire xam nga léegi ñu ngi ci léegi nañu impliqué nañu du pat na gaañi dugg mais ñooñu waroon nañu dugg bu yàgg. waaw je précise. baax na bu ma toogee ci plateau tam. non am na loo xam ne sax mooy leeral yenn am na loo xam ne ma jël ko sax ci suma cër. parce que aussi on a vu quand même défiler ci plateau bi ñu koy def. professeur Djibi Diakhaté mu ngi koy wax. depuis le début ñu ngi koy def vraiment ñëpp jaar nañu fi. wala boog ñu ëpp ci ñoo xam ne nii xëy na mën nañu am xam mën nañu seede ni quand même ci wàllu fajum cosaan fii ci biir mi mënoo fi tudd teggi ku mel ni professeur Bassène nga xam ne universitaire la mooy formé sax pharmacien yi nga xam ne ñooy ubbi ay officine te li mu ci def di ci wasulaax pour ñu reconnaître wàll woowu mu ngi ci réglementation mu ngi ci yoon nag voilà mieux xëy na bon c'est vrai mën nañ ko concéder peut-être il n'a pas l'information c'est normal mais je crois que am nañu comité boo xam ne comité national de gestion des épidémies boo xam ne très bien structuré gis nga tradipraticiens yi bokk nañ ci ñuy njëkk orienté et vraiment dama leen di féliciter di leen encourager au passage parce que bëggoon nañ ñëw sax ci plateau kii télé yi mais malheureusement ou bien heureusement que législation permettre ko moo tax ñëw ñu woon ànd ak ñoom fii pour ñu def déclaration mais ñoom ñu ci ëpp bëggoon nañ ñëw ci plateau télé yi def seen i déclaration wane ni ñoo ngi ànd ak ministère de la santé parce que toog nañu waxtaan ak ñoom ñu defaral ñu orientation ba ñoom seen i bopp ñoo jël rajo yi ne nit ñi bu ngeen gisee lu mel nii oo leen kër docteur ñun mënuñu koo faj et je crois que vraiment c'était une excellente initiative et il faut les encourager et les féliciter. waaw. professeur Djibi Diakhaté bu ñu d'accord ni dañoo war a dund ak yëf yi dundub moytu lay doon wala dundub àndandoo parce que ñaari c'est très différent. dundub moytu wala dundub dendandoo te du la lor nu ñuy doxalee. waaw loolu la ma dund da ngay dund dend ak moom te du la lor mais dafay laaj nga xam naka ngay taxawee. dafay laaj nga xam naka ngay taxawee ba nga xam ne di nga mën a ànd ak nit ki te du la lor di nga mën a ànd ak mbir mi te du la lor dafa am ñetti affaire yu ma bëgg a leeral rapidement bu njëkk mooy gis nga colonisateur bi mu ñëwee dafa jël lépp lu nga xam ne mooy usine mu taf ko ci dëkk yi gën a jege géej gi loolu la ñuy wax littoralisation de l'activité économique boo ko dee xool ba léegi Afrique yëpp dëkk yi gën a jege géej gi moo ëpp koom léegi bu ko defee par exemple day jël gerte jëlee ko bassin arachidier moo nekkoon Sine Saloum Thiès et cetera Diourbel indi ko ba dëkk bi nga xam mooy Dakar transformé ko mu nekk diwlin parce que fa la def usine bi dugal ci bateau yóbbu réewam loolu nag ñun bi ñu demee ba jot suñu indépendance dañoo corrigé wul loolu nga xam ne bi ñu demee ba 1970 avec les cycles de sécheresse nit ñi dañoo commencé di bàbbeeku di jóge ci dëkk yi parce que amatul dara daw di jege ji nag dëkk yi gën a jege géej gi fa la parce que fa la koom-koom bi ne rawatina Dakar nekk 550 kilomètres carrés moo gën a tuuti ci Sénégal 550 kilomètres carrés Dakar nekk plus de 4 millions d'habitants c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñooy yeewoo Dakar ci lim ci doomu aadama ñoo ëpp waa Gabon yëpp te Gabon moo ëpp Sénégal le Gabon fait plus de 260 000 kilomètres carrés le Sénégal fait 197 000 kilomètres carrés mais loolu bu fa épidémie duggee dafay indi problème yu mel nii premièrement moo tax ñu ni épicentre bi mënul densité bi deuxième chose moo xoolee mode d'habitation bi maanaam ni ñu dëkkee biir Dakar dafay mel ni dafay nekk dox ndaje xam nga dama la doon wax sànq dafa am ay kër dëkk yoo xam ne ñëpp ñoom ñooy bokk foofu bu kenn waxee ñëpp mën nañoo tënku ci wax ji parce que dafay am kilifteef tey jii booy def enquête yenn saa yi ci yenn dëkk yi rawatina dëkku kaw yi boo demee dañ naan la demal ci borom dëkk bi lu mu wax rek ñun ñëpp ci la ñu tënk suñu bopp alors léegi boo ñëwee dëkk yu mel ni Dakar ak façon bi ñu dëkkee nga xam ne nit ñi dañoo dox daje façon boobu pour nga am ko dafay xaw a jafe il faut nga jaar ci ay négociations pour mën a am loolu boo demee monde lébu li nga doon wax nii léegi tey jii EMAD benn organisation la boo xam ne ku ñuy wax Abdou Khadir Gaye moom moo ko jiite ñoom ak waa plan dañoo def benn stratégie pour jaar ci pénc yi nga xam ne ñoo nekk dëpp lébu pour travailler sur la sensibilisation man liggéey naa ak ñoom ci loolu di leen rafetlu bu baax aussi approche boobu nga xam ne moom la ñu def muy approche bu rafet donc premier élément bi mooy loolu deuxième élément bi ma la bëgg a wax mooy ñun pandémie bi dañ koy vivre en décalage xam nga lan laay wax décalage li Europe situation ba ñu toll ñun moom la ñuy xaw a dund
gis nga affaire bi période bi ñu naan France nit ñi ñu ngi leen di suul Italie amatuñu armée lu ñu leen suul bis bu nekk ñu koy wane télé fii jamono jooju ñëpp a tiitoon. donc ñun seen problème moo ñu tiital ñun. ñoom bi ñu demee ba nga xam ne nee nañu commencé nañu déconfiné ubbi nga gis leen ñuy dem plage seen championnat commencé nga gis xale yi fii tamit commencé di football ci terrain football yi di football ci mbedd bi. te dina gën a garaaw parce que tey ci ngoon am na match Liga samedi Barcelone dina football xale yi dinañu jàpp ne situation boobu moom la ñu war a jël réplique ko fii moom laay wax décalage boobu. donc bokkul ñoom la ñuy dund ak situation bi ñu toll bokkul il faut que loolu ñu leeral ko ci suñu communication. c'est excessivement important. troisième élément mooy li may wax. mais professeur est-ce que dañ ciy dégg ni état bi ñuy jaar ñun dinañ ci jaar. parce que loolu la ñu war a éviter. moo tax ñu war koo gàttandu. gis nga Cissé lii dëgg mooy man 2 mois avant dem naa seeti monsieur le ministre 2 mois ni ko monsieur le ministre affaire bi fii la jëm il faut que ñu préparer tout de suite suñu riposte communautaire wax naa ko ko. j'ai appelé le président de l'association des maires Aliou Sall ni ko fii la ñu jëm il faut que yéen ngeen organiser ko. je suis allé voir l'ONCAV le président de l'ONCAV Kane Amadou Kane ne ko avec les ASC nañu xool naka la ñuy def moom ci boppam mu suggéré nañu def mon quartier 0K travailler avec les ASC ñu commencé di travailler kii woo naa ko plusieurs fois di wax ak moom li ma ci mën def naa ko ma wax dëgg yàlla du jeex nag parce que tant que maa ngi fi affaire bi maa ngi fi ma am lu ma ci mën a def naa ko def te démb bi ñuy installé affaire bi nee naa bu fi kenn laaj budget de fonctionnement fi amul dara c'est un engagement citoyen ñun ñëpp nañ ci jóg def ci li ñu mën ba affaire bi jóge fi. troisième élément bi ma doon bëgg a wax moom mooy citoyenneté éclatée gis nga nit ñi dama la wax ni la pour yow yaa laaj ni ñu dund ànd ak moom mais pour nga ànd ak moom il faut nga xam discours bi ñuy wax français bokkul ak bi ñuy wax wolof te ñu ci bëri ci population bi dégguñu français lan mooy pic est-ce que gars yi di nga leen ci wax ci wolof ñu xam lan mooy pic lan mooy taux de positivité di nga ko wax ci français mais est-ce que di nga ko jàllale ci wolof nit ñi comprendre ko lan mooy plateau je veux dire il faut que nit ñi xam tamit il faut ñu góorgóorlu ci côté boobu paquet de communication boo xam ne dafay bi ci des moom mooy ñii tamit il faut ñu gën a ubbeeku c'est pas une critique dañoo toll foo xam ne man lu ma neex laay wax mais il faut ñu ubbeeku parce que léegi Déthié bi mu waxee ni affaire bi nii la waroon demee mu ni ko tu n'es pas informé il y a un problème parce qu'il doit être informé donc il y a problème quelque part si Déthié n'est pas informé xoolal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci derrière Déthié ci situation c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant à partir de ce moment-là pour apporter des réglages c'est ça en fait parce que affaire bi léegi man toppatootuma je veux dire pour man institution et cetera non ku ci nekk en tant que citoyen li nga war a def ko bu ci xaar kenn gis nga dama intervenir RFM di wax nawetaan Covid am koo xam ne bi ma pare mi xam naa mi ngi seetaan mi ngi tudd Aïssatou maa ngi koy soog a xam dafa woote RFM Haj Assane ni ko Jibi Jaxate moo mu doon wax moom laa bëgg nga jox ma numéro mu jox ko si ma numéro mu ni ko dégg naa li nga doon wax damaa bëgg a ñëw liggéey ci li nga ne jour boobu la ñuy soog a gisee en fait c'est un engagement citoyen amul dara par contre man li may suggérer peut-être l'institution mooy ñuy gën a jege initiative citoyenne yooyu à la base c'est très important c'est-à-dire que bu te wax nga léegi teg nañu ay structures au niveau des quartiers au niveau c'est très bien mais il faut que ñu leen di gis parce que gis docteur Guèye c'est pas n'importe quoi gis Ablaye Bousso c'est pas n'importe quoi te c'est vrai que occupé nañu mais wala kenn ku ñu yabal mu ñëw jëmmal dafay tax nit ñi gën a waaw góor comme ni ñu koy waxee dafay tax nit ñi gën a sawar en tout cas man pour ce qui me concerne xaaruma leen maa ngi nekk ci sama ay activités maa ngi développé maa ngi wax di woo nag ñëpp ñi nga xam ni am nañu kàddu ñi ngi leen di dégg ñoom itamit nañu jouer seen rôle citoyen parce que loolu la réew mi laaj fi mu toll nii ñi ngi doon xeex ceeb di xeex diwlin léegi xeex bi loolu dafa àndoon mais fi mu toll nii comme riposte communautaire la ñu wax na ñëpp taxaw imam chef de quartier relais communautaire di wax di continuer di wax parce que tamit nit ki mën nga ko wax léegi mu déglu la ba nga wax li ngay wax ba pare mu takk mas bi ci sa kanam nga dem mu dellu ñii dañuy font rek nekk ca la ñu nekkoon donc il faut que ñuy continuer toujours di wax ñi nga xam ni am nañu kàddu ñoom i tamit ñuy gën a wax ñu leen di gën a jege ñu gën a def benn paquet nekk ensemble parler le même langage parce que bu ñu gis nga en période de guerre bu fekkee ni dafa xaw a am ay xaw a jaxasoo rek dafay ñii jaar fii dafay fii la ñu soxla nag nekk benn di waxante dëgg nag ci suñu biir mais nekk benn bopp dóor ensemble mais ñi ko ñeneen ñi réussir franchement Sénégal war na koo mën a réussir parce que dëkk boo gis société boo gis am na ay ressources am na ay forces problème bi mooy nga mën a identifier ressources yi
utiliser leen à bon escient wala nga bañ leen a identifier te doo leen utiliser bu baax. réussir bi par exemple soo koy wax ñan ngay xalaat parce que dañuy gis ni Sénégal dañuy faral dégg ni kat li ñuy réussir parce que ñu bëri réussir guñu ko ci ni ñu téyegum feebar bi mu bañ a law bañ fi def dégâts yoo xam ni moom la def feneen par exemple. xoolal exemple sida rek fii au Sénégal dem nañu ba ci ni ci àdduna bi yëpp. taux bi ci Sénégal bokk na ci taux yi gën a wàcc ci àdduna bi mais loolu dafa amoon liggéey boo xam ni def nañ ko ñoom ñu liggéey ko ci communication wax ak ñi relais yi jóg jël ko liggéey ko waxtaan ci nit ñi ba nit ñi comprendre bi ñu comprendre xam nañu nag léegi naka nga mën a dundeek loolu ba pare di xeex ak moom alors de la même manière fii nañu continuer liggéey boobu communication de proximité nit ñi ñu dégg li nga xam ni mën nañ ko comprendre te ko war a wax ko donc bu ko defee ci biir quartier yeeg ci biir gox yi ñu gën a tuuti quartier ci biir kër yi wax naa ko dafay commencer ci kër yi loolu yëpp bu ñëpp taxawee taxawaay ba ñu war a taxaw ak communication ba nga xam ne war nañ koo jëf ak ñoom waxuma ni mbir mi parce que da ngay xool am na ñoo xam ne renversé nañu affaire bi ci taxawaay rek Tambacounda benn instant amoon na fa situation bu xaw a compliqué ci taxawaay fexe nañu ba affaire bi wàññeeku Louga benn instant situation bi xawoon na fa compliqué ci taxawaay fexe nañu ba affaire bi wàññeeku après par la suite bi ñu redéployer enseignants yi ci la peut-être yenn gox yi commencé am ay cas yu mel ni Kaffrine ak yu affaire yu demee noonu Kaffrine pour prendre cet exemple là franchement voilà un bel exemple je vois le maire de Kaffrine mais bés bu ne nga ubbi page Facebook am mu lay wax ni la 3 cas suspects 2 cas et cetera 2 cas il suit ça comme la prunelle de ses yeux chaque jour may gis loolu nga gis naa yeneen maire yoo xam ni ñi ngi taxaw ci mais franchement loolu la ñuy xaar fii mu toll nii c'est une action communautaire maire yi nañu nekk à la pointe du combat am na ñu ko ci comprendre nekk à la pointe du combat mais population yi nañu jàpp ni du combat Macky Sall du combat Ablaye Sarr Diouf du combat docteur Guèye population bi mais professeur laaj boobu dama la koy boole ak docteur Guèye parce que loolu vraiment defe naa ni procès ba mënatuñ leen ko def sax ñoom parce que ñoom teel nañ ko delloo société bi teel nañu woote wàllu société bi le président de la République je pense que li mu woo société bi sénégalais yi pour ñu jàpp ci xeex bi ministre de la santé pareil autorité yëpp est-ce que finalement duñ jàpp ni nit ñi ñoo xaw a texet boog dégguñu leen wala waxin bi ba léegi moo matul pour ñu dégg leen. ba may ma ba docteur yi mu fermé parce que moom mooy kilifa gi fi. mais li ma bëgg a wax foofu mooy boo wootee nit ñi dama mës a organiser benn consultation publique benn dëkk bu dans le sud du Sénégal li ñu prévoiroon ci suñu organisation mooy bu ñu xëyee préfet bi dafay ñëw ubbi moom ak le maire bu ñu ubbee ba pare. ñu def benn break def ndekki pause déjeuner pour Cissé yi. évidemment zone boobu sax c'est des Cissé. donc ñu def pause petit comme ni ñu koy defee rek. ci affaire yi bu ñu paree nag ñu soog a commencer suñu atelier. alors nit ñi bi ñu ñëwee ñu ni ñoom balaa ñuy dugg ci salle bi foo ñu jox leen ndekki ba pare. parce que ñoom li ñu xam mooy gan boo ko woowee balaa ngay wax ak moom da nga koy jox mu lekk ba pare. donc dañu mujj obligé loolu ça veut dire quoi ça veut dire que ñun ci suñu approche defuñu woon travail bi nga xam ne mooy travail suffisant pour xam li xew foofu comme aada ak cosaan mën a adapté wu ci loolu. donc li ma bëgg a wax mooy fii tamit nit ki boo ko woowee ba pare dafa am nooy organiser woo. ba nga xam ni moom bu ñëwee dina am fu ñu koy mën a dalalee. ça c'est excessivement important il se trouve que kër gi nga xam ne moom moo ñu war a dalal moom mooy Guèye on va travailler dinañu gën a grand yi dinaa leen gën a bu ko defee. dafay nekk loo xam ne dinañu mën a dalal ñëpp parce que yàlla xam na ni. bëri na ay initiative je parle même pas de Déthié. ay initiative yu bëri yi nga xam ne ñi ngi am ci quartier yeeg gox-goxaat yi mais il faut ñu organiser il faut ñu xool message yi ñuy jàllale. il faut ñooñu am yëg-yëg ni am nañu lu ñu leen yëgee. quelque part mais du rek président toog. daal ni j'appelle les Sénégalais wala ngay toog télé wane ko mu ni j'appelle les Sénégalais da ngay dem sur le terrain da ngay wax ak nit ñi da ngay appuyer les initiatives communautaires da nga leen di lënkale da nga leen di boole maayee leen ba nga xam ne mën nañ ñi taxaw ñun ñëpp daan ni Sénégal nañu dindi sax couvre-feu bi nañu dindi état d'urgence nañu dindi lépp ñun Sénégalais yi taxaw na ñun fii ak 15 jours mooy durée d'incubation bi taxawaay ba ñuy taxaw virus dootu fi amati mais c'est parfaitement possible. dafa laaj ay ressources dafa laaj ay forces. xam nga en fait lu mu wax lu am solo la. engagement citoyen boobu dafa am solo dañu koy faral di wax suñuy discours ne sénégalais bu ne war na ne tey man may Macky Sall may Abdoulaye Diouf Sarr may docteur Ousmane Guèye mii donc war nañu def lépp ba feebar bi jóge fi. loolu je crois que war na nekk loo xam ne quotidien sénégalais lay doon war dañ ko war a dund ko gëm ko
di wéy ak moom. parce que impossible mënul nekk sénégalais. war nañ ko mën ci parce que Déthié wax na ko fii ci départ. wax na fi 2004. wax choléra. man période boobu j'étais le chef de service des urgences à Kaolack. gérer choléra. man kenn en tant que médecin. gérer choléra biir Kaolack. toute une année. te xam nga li ñu leen daan bàkkee Kaolack. waaw dëkk bi dafa salte. voilà xam nga. gérer sans problème du tout donc yàgg nañu gérer épidémie. yàgg nañu gérer épidémie Sénégal. VIH sida nekk na fi lëmbee àdduna gi yëpp Sénégal tey maîtriser ko de manière extraordinaire am na yeneen feebar sax yoo xam ne duñ ko tudd sax. am na fi ñu koy gérer kenn du ko yëg mais li am solo tey mooy li muy wax engagement communautaire mooy organisation. defe naa ministère de la santé ubbeeku na ubbeeku goo xam ne chaque fois dañuy wax ni muy comité national. muy comité régional muy comité de développement yëpp dañ ne bépp bonne volonté bu am initiative ñëwul bokk bul xaar sa invitation mën naa joxe ay firnde su ñee réunion yoo xam ne am na ñoo xam ne kenn mosu leen convoqué dañu ñëw bokk. mais am na ñoo xam ne tamit li muy wax nii mën naa ko prouver. mais am na ñoo xam ne tamit nag dañoo fëgg buntu bi pour forcer la porte quand même. fëgguñu non li muy wax nii fëgguñu li may wax nii xam naa ko bu baax. professeur nee na mën na ci engagement communautaire bi quand même y en a qui ont dû taper à la porte forcer la porte. c'est vrai que yenn saa ñu nelaw quoi mais li muy wax nii mën naa ko prouver. waaw xam nga dañ leen ne ñëw leen. mais yow dañ laa xam moo tax. non du moom sax. du moom ci boppam. non am na ñu bëri ñoo xam ne bokk nañ ci comité yi. te kenn mosu leen boole ci arrêté wala boole leen ci note de service. ñi ñëw bokk parce que ils ont eu de très bonnes initiatives ñëw kii ko ak nit ñi partager ko ak nit ñi ñi koy appliquer c'est important je crois que tey jii la gën a am solo lu am solo mooy mesure ou pas mesure moi je dis c'est pas ça qui est important ce qui est important mooy respect geste barrière geste barrière allah kulli yaani fu ñu faaw ñu def ko pour ñu mën ci génn loolu c'est fondamental et loolu du ministre de la santé moo ko mën a porter déedéet c'est la communauté mooy askan bi mooy koñ bi mooy kër gi je crois que citoyen bu ne war ngaa mën a jël ne combat bi sama combat la il faut que ñu gagner ko mais les jeunes li ñuy gis parce que je crois que nit ñi quelque part war nañ mën a bañ di identifier wu ak yeneen pays yi tout à fait naan na ñee def nañu lii war nañ ko mën a def wala naan parce que tey en venant maa ngi déglu benn débat dama doon reetaat ma ne non c'est pas normal ñun en tant que boo jàngee tuuti sax wala nga nekk leader warloo créer confusion dans la tête des Sénégalais parce que boo amee 55 décès au Sénégal ci Covid-19 nga am 2000 décès aux États-Unis mais boo otul sa taux de décès moo ëpp parce que ñun suñu population moo gën a néew population bari je pense que ñun ñëpp jàng nañ mën nañoo def calcul yooyu c'est important il faudrait que ñi bàyyi di semer la confusion dans la tête des Sénégalais ñi xam ni mbas mi mu ngi fii benn bakkan bu rot rek c'est trop benn bakkan rek c'est trop nan la ñuy def ba loolu bañ a am mooy li ñuy wax médical bi fondamentalement il faut ñu def ko mais li gën a am solo tey lu gën a am solo ñu yéex koo def ñu teelu koo def mais tey jii fi ñu ne nii tembe na ko communauté bi jël na ko communauté bi jël te loolu yaakaar bi moom mooy leader d'opinion yi ñoo xam ne mën nañ ay identité remarquable lañu ci ay gox nga ñëw foofu nga fekk fa benn leader d'opinion benn imam benn délégué quartier benn bajjen gox benn ASC mu jël mbir mi def ko yëfu boppam ministère de la santé allah kulliyaani faaw mu accompagner la kii waxtaan nañu ci seen initiative concept bu bees bi même mon quartier 0 cas je crois que président Amadou Kane recevoir naa ko son bureau avec tout son staff jox leen ay support ne leen nous sommes prêts à vous accompagner te ñoom itam ñu ngi leen di féliciter parce que am na lu ñu jot a def te ñu ngi ciy continuer muy côté Rufisque moo tax tey ji riposte bi kii am na concept bi kii am na concept de bëri kii am na concept boobu finalité moom mooy ñi rompre transmission communautaire moi j'applaudis je dis c'est très bien accompagnement ministère de la santé nag fu mu waay nekk bu ñu ko mënee danañ fa ñëw bu ñu ko mënul danañ fa ñëw donc il faut obligatoirement ñu accompagner c'est la raison pour laquelle tey jii sànq balaa may ñëw laay couper ak préfet Rufisque on doit les accompagner pendant 48 heures
dans le département de Rufisque. bu ñu jógee département de Rufisque dinañ def les 12 districts donc pendant 24 jours sans répit on va faire une campagne de sensibilisation de proximité mooy li muy wax noonu. jaar ci koñ yi waxtaan ak leaders yi mettre leen sur place bu fekkee jar nañu appuyer leen en matériel ñi jàpp appuyer leen en matériel lu ñu soxla bu fekkee orientation lañu bëgg ci message ñu jàppaleen ci orientation en message mais on va le faire pendant au moins 24 jours dans Dakar sans répit. Et li may wax ni on le fait exactement dans les autres régions on va le faire dans les autres régions pour vous dire que bàyyi ñu benn pàcc fan yi gis ngeen ko depuis 6 jours on était avec les journalistes di leen orienter sur la communication de risque engagement communautaire tey jii dañuy former les formateurs la semaine prochaine on ira dans les 14 régions y compris Dakar dans les 14 régions pour former tous les comités régionaux de gestion des épidémies tous les bureaux d'éducation et information pour la santé et les journalistes de ces régions parce que communication de risque engagement communautaire dafa am nu ñu koy véhiculer dafa am message ci ne te il faut pour population bu ko war a véhiculer mu am jumtukaay yooyu donc ñi ngi ci loolu et pour vous dire c'est dire que vraiment négligé wuñu benn pàcc on travaillait avec l'ONFP di leen féliciter di leen remercier 4740 relais communautaires à travers le Sénégal ont été formés. Redissé Banque mondiale la même chose près de 5000 relais communautaires te boo waxee relais communautaire yaa ngi ci communauté. donc tey jii vraiment il faudrait que communauté boobu. jël mbir mi leng bi ñun yoratuñ ko ñun ñoom lañ jox leng bi nekk seen gannaaw nag di leen pousse pour ñu dem. je crois que c'est ça aujourd'hui concept boobu la nit ñi war a xam ne koñ bu ne comme ñii ni ñu ko waxee. nawetaan Covid sama koñ 0 cas. En tout cas koñ bu ne bu ko jëlee biir Dakar parce que Dakar c'est particulier quel que soit alpha xam nga Tamba réussir na tey Louga maa ngi saluer suma xarit médecin chef région réussir nañu Kaffrine ainsi de suite ñi ngi ñefe pour kaay bañ a bëre mais Dakar il l'a dit Dakar c'est 0,3% de la superficie. Dakar c'est 4 millions d'habitants. Dakar c'est une agglomération Dakar densité promiscuité dafa nekk Dakar nit ñi dañuy yeewoo banlieue ñëw Dakar boo ko xoolee bu njëkk ba zone Médina ak yooyu ñoo ëppoon cas parce que tout le monde quitté la banlieue ñëw foofu jóge foofu delluwaat donc gis nga population boobu nu muy doxee mais te loolu activité économique la mënoo ko rey c'est pas possible mënoo ko rey il faut nga bàyyi nit ñi liggéey mais li may wax mooy sa question bi nga fu may daanale mooy question bi nga wax man dama naan da ngay dend ak jàngoro bi mooy moytu ko ñaar yëpp ngay boole. ànd ak moom dund ak moom mais moytu ko dafa am solo parce que dund ak moom xamoo kañ la fi jóge dañ def suñ kemtulaay kàttan pour mu jóge fi moom mooy maanaam ñi engagé tout le monde. moytu ko mooy ñi jël suñu geste barrière yi def ko suñu quotidien takk masque foo ne. bu ma tegee suma tànk suma buntu kër rek bu génn ma takk sama masque waaw naa yor suma gel hydroalcoolique wala naa raxasu naa xal diggante maag yow je crois que loolu bu ñu ko jëlee ñetti gestes yooyu kese bu ñu ko jëlee sax doy na sëg ak barke mën nañ ci génn. docteur am na xarit boo xam ne pour dugal ci boppam ànd ak feebar bi. moom da koo seexlu. moom da koo seexlu far waaw moom bëggul sax. jege ko dendandoo. kooku nooy def. xam nga na moytu moytu bi vraiment c'est pas compliqué métti na parce que loo xam ne xam nga lu ñuy wax corps étranger lu bees par exemple takk masque xamoo ko woon nga xëy commencé di takk masque chaque jour c'est contraignant mais bu fekkee loolu mooy tax nga mucc nañ ko def parce que protection individuelle bi moom mooy yor protection collective bi xam nga protection individuelle bi mooy yor protection collective je crois que boo aaree sa bopp rek aar nga askan bi mais bu ma toogee ma ne lii daal amul parce que ñi naan amul ñun waruñu leen xalab dañ leen war a conscientiser waxtaan ak ñoom expliquer leen ni am na parce que gis nga bés bu ñun nit bu ñu découragé rek musiba am il faut pas relâchement warul jóge kër docteur relâchement warul jóge ci ñii nga xam ne ñi ngi ci communauté bi déedéet te naw waruñoo jëppi kenn aussi tout à fait xëy na ils n'ont pas compris xëy na ils sont pas convaincus ñun ñoo war a indi argument buy tax ñu convaincre leen
li tax ñu convaincre leen tey jii li Déthié toog fii témoigner lu am solo la argument la pour convaincre man xam naa koo xam ne na ma dama lay gis ci télé yi ngay wax mais est-ce que réellement li am na xam nga donc ce qui veut dire que jusqu'à présent am na ñoo xam ne ils sont pas convaincus mais ñun ñoo war a continuer il faut pas qu'on baisse les bras bu ñu baissé bras rek suñu santé nërmalu suñu santé bu nërmalu suñu économie nërmalu su économie nërmalu mu am déchirure sociale fondamentalement donc il faudrait que loolu ñu éviter ko ni ñu koy éviter mooy ñu continuer di wax ak askan bi continuer ñaax askan bi dugg dans les communautés dugg dans les maisons waxtaan ak tout le monde expliquer aux gens que tey jii bu ñu neexoon mooy li Djibi Diakhaté wax léegi dans 15 jours pandémie bi jeex au Sénégal. docteur xam nga am na ni avantage boo xam ne nga fàttali ci jamono introduire nañ fii ci formation académique di former ay agents de santé communautaire agents ou travailleurs spécialisés université Bambey sax lañ leen di former est-ce que finalement situation yu mel nii finalement ñu le terme est presque galvaudé c'est-à-dire relais communautaire finalement def ñëpp relais communautaire ñëpp am ci wàll est-ce que loolu lu baax la wala finalement quand même war nañu mën a segg de telle sorte que am na ñoo xam ne ñoo ko war a piloter jiite ko doxal ko plutôt que allez comme communautaire la rek ñëpp gis ci seen bopp ci doxal bi. non xam nga en fait. entre autres am nañu ay APDC agent porteur de dynamique communautaire am nañu ay agents communautaires. am nañu dama leen di remercier parce que man depuis 3 mois maa ngi liggéey ak ñoom. xam nga tey jii mooy numéro vert bu ñuy gérer au niveau du SNEPS 800 00 50 50 ñun 18 agents la ñu amoon ñoom ñu ñëw indi ñu 10 diplômés ñi ñuy jàppale dans la sensibilisation de uyu écoute depuis 3 mois ñu ngi foofu. donc ñoo xam ne ñu ngi ci biir mais ñun dañu bëgg a dépasser ça dañuy wax concept relais classique yi. dañ ko ba bàyyi Sénégal ñëpp war a nekk relais est-ce que yaa ngi comprendre Sénégal. waratuñu toog ne docteur Ousmane Gueye mooy relais communautaire fii ci wala professeur Djibi Diakhaté mooy relais déedéet ñëpp war a nekk relais communautaire ñëpp war a nekk agent communautaire. comme waa ji ni mu ko waxee tey maa ngi ko déglu ci reportage mu ne ASC dañ leen war a transformer def ko équipe de sensibilisation communautaire. je crois que concept yooyu moom am solo. tey ñëpp gis seen bopp. ñëpp nekk relais mais les agents de santé communautaire dañoo jàng am xam-xam et tey j'avoue que ils travaillent avec tous les districts au Sénégal. parce que bi ñu tëjee arrêté université. ñoom ñëpp dellu nañ seen dëkk. mais ils sont insérés dans les districts sanitaires. D'ailleurs, j'ai rencontré début semaine bi seen président association qui m'a même amené leur plan d'action moo tax ma ne la tey jii plan d'action bu ñëw vraiment allant dans le sens d'aider le ministère de la santé pour ñu mën a pas aider le ministère de la santé aider le Sénégal pour ñu mën a génn ci pandémie bi ñun lu ñu am muy moyen bu ndaw wala lu bare dañ la accompagner noonu la ñuy def ñu ngi liggéey ak l'association des femmes médecins temps yëpp SNEPS lañ nekkoon di monter ay sketch ak yooyu yëpp pour mun ko diffuser pour vous dire que vraiment la porte est grandement ouverte parce que tey c'est un combat boo xam ne c'est un combat national c'est pas un combat de monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ni du président de la République mais c'est un combat de tous les Sénégalais tey bu ñu ko gagné trophée Sénégal lay doon et je crois que tey jii Sénégalais yi bu leen neexoon tey au bout de quelques jours ñu pare ci pandémie bi il suffit ñu ne ku ne tey ne dootuma génn te tàkkuma masque dootuma saafonto kenn dootuma dajaloo au bout de 15 jours on va rompre la transmission communautaire di ci li nga xamante ni xëy na mu bañ a doon frustration pour ku mel ni yow koo xam ne dund na ko yaakaar ni am na loo xam ne mën na koo apporter parce que nee na buntu yi ubbeeku na pour ñëpp ci njàngat bi lan nga mën a yokk ci li nga xamante ni nii moom la ñuy doxal tey te yaakaar ni société bi la ñu war a delluwaat xeex bi te surtout ci sa cas mu bañ a doon stigmatisation parce que mën ngaa génn sax nit ñi daw la ne daf ko amoon xaar ma daw ko loolu peut-être que loo dund la aussi parce que dina loolu laa bëgg a dikk mooy lu am solo li tax ma gën a ñëw fii mais li docteur wax dama ci indi benn affaire di docteur ji mi ngi koy wax ndax man bu ñu nekkee ministère assainissement ba ñu jógee santé dañu defoon benn rencontre sur les déterminants sociaux de la santé te déterminants sociaux yooyu bu ñu ko jëlee en compte c'est-à-dire tey maladie bi feebar bi presque déterminants sociaux yi moo koy réglé
ndax xam nga li professeur Djibi wax léegi lu am solo la fi ngeen dem li nga doon sociologue sa xel faayoon na ne waroon nañu mën a làmb gaañi pour xam. loolu aussi dafa mel ni dafa xaw a nekk bon man. c'est-à-dire que bon xam nga comme bu ñu joxee comme docteur buy wax je sais qu'il est très terrain man am na lu bari lu ñuy wax c'est-à-dire que gisuma ko quoi mooy dégguma ko. ça signifie que kon am na lu des ndax xam nga heure bu julli jotee ku ne xam na heure julli mais li tax yàlla ne bu julli jot nañu war a nodd. kon xam nga dañu war di rappeler di fàttali xam nga def benn yoon ou Sénégal dañu ay ci coup de poing c'est-à-dire ñu xëytee ñu ne cleaning day ku nekk daal di ciy nekk gaa ñi wane télé président gis la après une semaine kenn dootu ci waxati. c'est un peu ça le problème am na ñu nga xam ne en fait c'est-à-dire que tey dañuy xalaat ne fii am na xaalis donc gaa ñi daal di ne ok ñu daal di la créer yoon nga daal di ñëw ñu financer la pour nga mën a activité bokkul ak ñu nga xam ne pendant des décennies ou pendant vraiment des années et des années ñi ngi ci. xam nga parfois affaire dafay am docteur situation dafay am ñuy ñëw di buuxante mais ñi mën ta nga xam ne ñi ngi ci terrain bi te mosuñu cee jóg ñooñu du ñëw di buuxante ak ñi nga xam ne dafa am lu leen motiver pour ñu ñëw. est-ce que vous avez compris. donc loolu man dama ko c'est-à-dire que li ngay wax ni c'est man xam naa la parce que université tout nitu terrain et tout nous sommes terrain. tu vois moi je suis conseil technique chargé de lépp lu nekkoon aspect extérieur maa ko yore woon. donc man ñoo xam nga ma ministre xam na ñëpp xam nañ ma donc chaque fois damay envoyer message encourager ndax di dafa am fu muy toll ci xeex. du ay critique nga koy lool parce que les gens ont besoin d'être encouragés. moi j'étais très encouragé n'est-ce pas par toute la communauté moo ma gën a may doole ma surmonter. mais force bi ma mën a am tey force boobu manqué na ci ñu bari. xam nga fa la ñu nekk il faut dire que traitement bi Sénégal di doxal c'est très efficace. dafa am rek lu nga xam ne nit ñi dañ ko war a xam mooy yaram da nga koy fekk balaa feebar di ñëw. xam nga boo nekkee lu la sa doole may nga nekk di def yu bëri lu la neex mais bu la feebar fu mu la fekk da lay faagagal. mais bu la fekkee yow ngay moytu yu bari yu nga xam ne man moom laay dëkkee di waxtaan ak gaañi mais bu la feebar fekkee mën na laa bañ a yóbbu fenn. c'est-à-dire à part aspect psychologique bi nga xam ne moo lay laal. te fa lañ mën nekkoon. docteurs yi excellent sous la direction du colonel Pape Samba Ba donc ak docteur Diop c'est-à-dire que yow malade bi nekkoo woon objet entre seen loxo mais tu étais comme benn hôte de marque. ñu attentionné vraiment ñëw di la déglu ça va ndax amul lu la metti vraiment di la def attention ba nga yëg na ne yow respecté na ndax médecin yi il faut leur rendre un hommage mais souvent ci ay urgence rek la ñuy nekk. ba tax du ñu am temps wu parfois toog waxtaan ndax malade bi day ñëw parfois da lay bëgg a wax mais doo am temps wu déglu ko. acca rajo garab ñu ne la man naan naa garab bu ne kii naa wéru ma. Déthié peut-être dama lay bàyyi nga continuer peut-être loolu mooy danger feebar bi ñuy bàyyi cas yi muy yokk parce que aussi lu mu gën a bari. médecin bi lay toppatoo di ñàkk jot. pour am yitte ci ku nekk ci ñooñu. parce que yitte boobu ñu am ci yow. xëy na bariwuñu woon ñu ñuy toppatoo. ak ci du man rek de ñun suñu en tout cas xaw ma yeneen centre yi. waaw mais dama ne bu débordé xëy na médecin bi yitte boobu muy am. ci ku nekk ci malade yi dootu ko mën a amati même en temps normal. c'est-à-dire que médecin yi. presque voilà amul bëriwul ñu ci bëri jot pour di saafonteeg malade bi donc di régler lu ba ndax xam nga boo jëlee en compte malade bi parfois am na nooy waxtaanee ak moom rek dafa am dimension psychosomatique. bu nga xamee ne boo ko gérer rek gérer nga 60% feebar bi. li ci des après mooy aspect bi ndax nit ki mën na am na ay techniques yu ñuy def yoo xam ne nit ki day ñëw ñu defal ko ay affaire yoo xam ne sax du garab mais dañ koy naan wan ko ak waxee ko nu nga xamee ne bu koy jël rek. pour moom jël na garab bi gën a am doole ci àdduna. wér na donc ça c'est extrêmement important mais xam nga fële gis nañu ay nit te loolu lu metti la. mooy ñu doon jooy parce que ñoom waxuma la ñoom ñi feebar mais seen waa kër yi déjà seen waa koñ yi dañ leen ni daw. am ñu nga xam ne ñu ko fa. mais dañ la naan sama waa kër amuñu lu ñu lekk ndax man maay xëy lijjanti. kon foofu côté boobu ministère am na direction action sociale am na lu ñu fàtte jël en compte ci loolu man mi aw moon lu bari damay mujj di woo samay xarit di leen woo ñu may jox ngay def ay Orange Money di leen jàppale ndax koo dugal war nga xam ban situation la ne ndax kuy taaba la wala fonctionnaire la wala lan pour xam ndax war nga ko mën a accompagner loolu dafa manqué donc leneen li mooy
ki nga xam ne dafa ne man naa dee fii moo ma gënal ndax mënatumaa dellu fi ma dëkk man toog naa. loolu am na ci ñu toll ci feebar bi damay toog di jooy ndax man dama dëgër ci xeex mais j'en ai souffert ba ma génnee it am na ay velléité ci man. ñoo xam waa toogal rek yow ba kii ndax ñenn ñi ngi jaaxle tey ji fi may wax ak yow man sama yaay elle est une vieille dame. buñ ma bëgg a gis ba tey ji nii mais toujours dama koy wëtal lay ndax xaw ma ndax porteur sain am na. nga ñëw jege ko après lor ko wax na lu nekk presque xaw na jooy mais il faut toujours damay wët lay ndax kenn ku ne war nga xam ne am nga màgget kenn ku ne war nga xam ne am nga koo xam ne am na feebar bi bu ko laalee mu dem kon déterminants sociaux yi nañ ko jël xam nga man kayit bii bokkul ak bi ma njëkkoon bind mooy discipline aide-nous à vaincre le Covid-19 et à remettre la norme maa ngi ko bind le 28. bu ma jëlee exemple Corée bi ma xam. discipline rek lañ ko réglé te discipline boobu xam nga lu ci njëkk mooy responsabilité individuelle très forte. mooy yow nga ni man du jaaree ci man. mais loolu dafa manqué ndax fii dañuy taxaw rek président ne acca. gaa ñi daal di ci mel ni ñu ci ne. après bu ñu dawalee tuuti kenn xoolu la wala génnoo télé nga daal di nekk ci leneen. problème la. kon Corée dem nañu ba ñu demee bañ ne 0 cas ñu toogaat ay temps am ku xam nga nekk commencé def kii daal di rendre wala presque une quarantaine de personnes. kon relâchement dafa baaxul boo nekkee ci yoon bu baax waruloo teggi tànk da nga ciy sax nekk ci. kon responsabilité individuelle très forte boobu dafa war a am te xam nga stratégie de xam naa ne yéen a ngi ci mais comme dañoo nekk fi pour wax lu jëriñ askan wi. tey ci à partir kër gu nekk. dafa war a am stratégie am ñu waxtaan. kër gi xam nga duñu mënuñoo naxante ci biir kër gi ndax mën ngaa nax keneen ci biti mais buñ ko tàmbalee ci biir kër gi ñu waxtaan ne corona bi du fi jaar. ñu am geste parce que man dama lay jox cas dama am ay doom yu ndaw yu am ay seex yu am 4 ans ay ñoo xamal la mais da ngay ñëw dugg seen yaay bu jógee hôpital bu ñëwee c'est-à-dire moom dañuy waxante mu ñëwee bu takkul masque maman attention corona. xale yu am 4 ans parce que day dugg si pa buy yëg dina yore masque am mais buñ ko ibbilee bunt bi day def exprès dindi masque bi. parce que am na travail bu nga xam ne ñu ngi koy def ba ñoom pour ñoom boo takkulee masque corona dal na la. donc y a de petites choses yu ñu mën a def ci biir kër gi. léegi kenn kër gu ne bu ko defee mais koñ bi dana am benn surveillance mutuelle boo xam ne du am stigmatisation ndax tey stigmatisation li muy war a rey xam nga gor soo piétiner dignité am mooy yaa ngi koy rey te yàlla reyu ko. te looloo fi am man mii. nit woo na ma dama soxla lii mu ñëw indil ma ko ñëw ba ci buntu cité ba teg ko fa jox ko gardien yi yaa ngi dégg ma woote ne waaye ñun ma noo ñëw na ma ñëw ci gardien yi ne ma noo indi nañ ko fi ma ne ko waaw mais lu tax bàyyi loolu ñu dugg ndax foofook fi nga àgg sama immeuble y a une distance man ma ñoom de ba ñu koy wàccee sax ñu ngi naan gaawal balaa muy ñëw. est-ce que loolu duñ ci am dégg-dégg aussi foogal suñu bopp xam ni xëy na jamono moo war a demee noonu tey ñu wàññi parce que aussi ni ngay sensibiliser ne ci ñu wàññi duggante bi yow tam mën nga war a mën a comprendre nit kooku donte am na ci yow yitte mu am fu mu yem waaw mais xam nga stigmatisation bi man tey dama déjà tàmbali naa koy waxtaane mooy ñooñu nga xam ne tey partagé nañu kii bi tey bu ma toogee ba sama xel day dem ci ñoom actuellement ñoom ci lan la ñu nekk ci yenn difficulté la ñu ne kon tey man damay nekk porte-voix wu sans voix ndax ñooñu dafa mel ni tey jii ku am benn feebar ñu ne tuberculose wala ñu ne sida presque dafay mel ni yow bokkatoo ci société bi. pourquoi Sénégal bu nit feebaree rek benn feebar bi après ñu mel ni dañ laa exclure ci société bi man ministère santé personne vivant VIH yëpp maa leen doon gérer. seen assemblée générale seen lépp maay dem di dem seen kër yi ak loolu parce que mission boobu laa yore woon. ñi am tuberculose ndax feebar yu bëri day évoluer parce que regard bi ci nit ñi am regard bi nga xam ne moom la ñu reflété moom mooy tax nit ñooñu du ñu ñemee ñëw. tey jii koo gis muy saqat wala kuy loolu da naan yi man du ma dem bu ma demee dañ may kay dafa xew yi sax léegi. waaw saqat tissu li moom xewi na. professeur Djibi Diakhaté xam nga dafa am benn boo xam ne dama bëgg nga wax ci rek après ñu jàll ci leneen. mu ngi wax sànq discipline. mais xëy na situation urgence bi xeex feebar bi est-ce que toll nañ fa ci
parce que discipline pays yi muy cité dañu ko construire ci ay ati yu bari te tey dañu toll ci situation urgence boo fi bëggee ne nañu discipliner nit ñi ba pare soog xam nga du sotti si côté boobu est-ce que temps bi may nañu ko wala naka la ñuy doxalee. waaw dina jafe mi ngi mel ni rek yenn mesures yi ñu bëgg a jëlloo nit ñi bu résistance yi ci am yëpp bul fàtte dama la waxoon sànq légitimité sociale. mooy loo xam ni dañ koo yàgg tëgg ba mu nekk ci nit ñi. donc dina xaw a jafe. week-end bële passé dama dem benn gox fii ci Dakar benn mariage bi ma ñëwee ñu ni ci jàkka ji la man dama compter ñi nekkoon ci jàkka ji boo xam ni à peu près 50 mètres carrés la jàkka ji à peu près ñi ci nekkoon mat nañu 208 personnes 208 personnes yooyu 12 personnes ñoo ci takk masque ci biir jàkka ji bi ma ñëwee ma xool tànkaloo lu ëpp tàncaloo sax def nañ ko ma génne sama sijaada lal ci biti di julli man kese ñaari paa fekk ma ko ni ma defaral sijaada bi ñu bokk te man loolu laa doon éviter imam bi ci boppam bi mu paree bi muy wax dafa ni ñun nii la ñuy dundee fii c'est-à-dire que lii la ñu xam nii la ñuy def ñoom dugguñu ci affaire yi ñuy wax ma ne kon fii liggéey war na fi am bon c'est vrai que après ñoom dinañ liggéey ci lu bari en fait loolu foofu dafa laaj liggéey dafa laaj mooy li ngay wax lu nit ñi intégré jàpp ni ñoom noonu la ñuy war a doxee ñenn ñi tamit ñi dem ci yenn maaman yi mu am lu mu la defal ni la demal lu la neex nga def am na ñuy def loolu malheureusement ne la bul ragal dara du la dal parce que ñaanal nañ la ba pare ñenn ñu la na nga jël lii na nga ko boole ak lii boo ko defee affaire bi du yow yaa koy daw mais moom moo lay daw léegi bu ko defee tamit ngay dundee loolu mu nekk loo xam ne lu compliqué lay nekk léegi bi ci des moom mooy li ci wax dafa am importance trop parce que stigmatisation bi paradoxalement parce que ki lay wax ni la amul ba pare di dumóoyu parce que moytu ak dumóoyu bokkul ki nga xam ne da nga yaakaar ne daf ko am nga koy moytu ça se comprend mais dumóoyu beneen affaire la ça dafay nekk stigmatisation alors léegi stigmatisation boobu nag léegi dafa laaj liggéey aussi dafa laaj wax ak nit ñi ñu xam ne nit ki nga xam ni daf ko am dafa am nu ñuy dundeek moom dafa am dañuy nu ñuy dundeek moom sinon day indi ñenn ñi am koo pare di ko nëbb wala ñu am ko di daw di làqatu ba dem di koy wàllu ñu bëri loolu aussi rapport bu njëkk bi moo xaw a indi problème c'est-à-dire que ñaari légitimité yi ñi ñuy jàkkaarloo woon bu njëkk mu am fossé entre ñoom nga xam ne bu ñuy jëli nit dafay mel ni dañuy dem ñëw jël la xam nga gàddu yóbbu waa koñ bi ni du fi jógee ñaari légitimité yi dafa xawoon na sori liggéey nañ ci nag heureusement liggéey nañ ci boo ko dee xool nit ñi ñi ngi gën a ñëw mais des na ba léegi des na loo xam ni vraiment ci mbirum discipline ak communication accompagnement am na lu ñu ci war a liggéeyaat professeur Covid nawetaan ASC yi defe naa ni xam nga championnat bi sax déjà am na fu mu tënku njort nañ ni mën nañ ko commencer plus tôt que novembre bi ñu jàppoon parce que président xaw na leen wax ni ci li ko gisaanekat yi wax septembre affaire bi jóge fii nawetaan gis nga ko ONCAV sax repoussé waat na date yi nga xam ne ay démission yooyu am nga xam nawetaan day am phase démission gars yi di kii ak yooyu nawetaan sax ñooñu njort sax ni peut-être que ni mu daan amee du ko amee ren loo ci bëgg yow dugal ci xeex Covid bi jaarale ko ci ASC yi. waaw xam nga li ñu gis mooy gis nga nawetaan day mobiliser jeunes yi. parce que jeunes yi vraiment dañuy mobiliser trop ci nawetaan yi. ñu ni bon léegi nañu xool benn modèle boo xam ne dinañ ko teg mobiliser jeunes yi mu mel ni lu ñuy football mais dañuy football ci sensibilisation. alors léegi ñu jël benn cadre mooy cadre Grand Yoff bon c'est le lieu de féliciter le maire pour engagement yi mu jël mais féliciter aussi le président de la zone 7B monsieur Doumbia pour engagement yi mu jël ak ñi fa nekk ñëpp. alors mais modèle bi bu fekkee ne da nga koo jaaree par ASC yi kese rek mënuñu jouer match parce que boo dee xool ASC yi bu ñuy mobiliser c'est parce que y a des supporters y a les femmes y a et cetera les jeunes ñëpp di moom donc il faut que les chefs de quartier accompagnent il faut que les bàjjenu gox accompagnent il faut que les imams accompagnent les évêques les curés accompagnent ñooñu ñëpp daal di mobiliser wu bi ñu mobiliser la zone fait 19 ASC ñu ni leen léegi engagé nañu compétition bi hier moo nekkoon le 10 léegi ñun on s'est donné 15 jours 15 jours de compétition yoo xam ni ASC bu ci ne da nga war a développer des activités de sensibilisation doo leen dajaloo di nekk nombre dugg leen faire du porte à porte digg ci kër gu ne wax ak jeunes yi ne leen gis nga ne ñëpp di takk seen masque na boutiquier bi sax dugg leen fa ngeen ni ko fukki minutes yi ne na raxas loxoom ki nga xam ni dafay wat moom nay raxas loxoom balaa muy laal boppu jàmbur yow mi nga xam ne da ngay dem di watu ji booy dem na nga yóbbaale sa serviette booy muuroo maanaam serviette boobu muy wekk foofu ku ñëw mu muur la ko bañal booy dem yóbbul sa serviette nga muuroo ko
ñi nga xam ne dañuy dem lettus yi naka noonu multiservice yi naka noonu donc yi nekk ci quartier bi yëpp ñu dem fa agir def action ni ma la wax léegi ci biir kër yi ñu mën faa dugg ni bu ñuy lekk bu kenn wax bu ñu naanati ataay di bokk kaas ak ay affaire yu demee noonu loolu ASC yeeg chef de quartier yeeg bàjjenu gox yeeg relais c'est l'occasion ni nga fi wax léegi les travailleurs sociaux spécialisés yi nekk ci quartier yi ñi nga xam ne dañ leen a formé ci santé communautaire ñuy jógee université Bambey yàlla dafa def ni man jàngale naa foofu ñiy def formation santé communautaire jàngale naa ñi nekk école nationale des travailleurs sociaux spécialisés donc bëri na ci ñoo xam ni ay génération yu jaar sama loxo ñi ngi ci quartier yi c'est l'occasion de les appeler ñu mobiliser wu ñoom tamit daal di dugg ci affaire bi indi ci seen expertise indi ci seen volonté seen citoyenneté fonctionner loo affaire bi maintenant ñun suñu objectif c'est que ñu fexe ba sensibilisation bi couper la chaîne de transmission au niveau des communautés kii bi nga xam ni ëpp na action de sensibilisation yi mu def te montré na efficacité remporte le trophée nañ ko couper deuxièmement nañu fexe ba stigmatisation bu mu am te loolu pour ñu mën ko dindi il faut que nit ñi xam souvent boo gisee nit ñi di dumóoyu c'est parce que xamuñu mais bu ñu xamee ni lii mën na am ci nit bi nga dëkk ak moom te sax du la wàll parce que gis nañ ko fii gis nañu koo xam ni dëkk naa ak nit ci même kër mu am ko ñu dem tester ñeneen ñi dara jotu leen donc bu nit ñi comprendre rek dinañu moytu stigmatisation bi ci mujj moom mooy hôpitaux yi nit ñi ngi koy daw ñi nga xam ne ñi ngi leen di war a piqûre ñu xale yi nga xam ne dañ leen a war a ñàkk ak yu demee noonu ICP yeeg ñëpp ñi ngi wax ni gisatuñu nit ñi ñuy ñëw loolu aussi war nañ ci liggéey parce que boo moytuwul mbas bi mën na indi beneen problème donc loolu ci biir nawetaan Covid bi ñi ngi ciy liggéey foofu ci zone Grand Yoff mais li ci gën a importance mooy bëri na man boobu ba léegi maire yi nga xam ne ñi ngi may woo ni ma mais ñun dañu bëgg a développer le même modèle parce que bu fekkee ni dañuy sensibiliser nit ñi rek te amul compétition amul challenge amul défi amul trophée au bout du compte boo moytuwul nit ñi dañuy dem def action de sensibilisation benn yoon daal di bàyyi tey dama ci def benn foofu laay terminer dama ci def benn test bu ndaw dama dox ci ñaari quartier biir Grand Yoff ay jeunes interpellé ma ci ñaari quartier yëpp ni ma sëñ bi il faut nga takk masque wala boog ñun ñu jox la masque parce que ñun dañoo bëgg a gagner coupe donc bu ñu kenn yàqal suñu coupe ci loolu la ñu nekk di compétir ma ne ok c'est bon lii moom moo nekkoon activité bi nit ñi comprendre ko jël ko seen yëfu bopp taxawaay ko nañ ko war a taxawee et ñu yaakaar ni effectivement bu fekkee ne fonctionne convenablement yàlla mën nañu dimbali à partir de ce modèle ñu régler le problème de la Covid. Professeur naka la ñuy def ci finalité ba du glisser ci li nga xam ne ni moom ngay bañ parce que stigmatisation compétition su amee man ma jël ndaare joxoñ nga ma ci mënuma matalew ma ki jël ndaare ci yëf yi dafa mel ni mooy ki nga xam ne nii moom la contamination bi nekk ci goxam te ñu nar koo singili ne ñële ñoo corona comme ni ñu koy waxee. alors stigmatisation boobu intégré nañ ko c'est-à-dire que ñun suñu intérêt mooy bu ñu demee ba 15 jours ñëpp gagné xam nga mu bañ a am benn y a 19 ASC. ñu joxe 19 trophées loolu moom moo ñu gënal moo tax tous les 3 jours. dañuy taxaw xool fi nga xam ni am na ay jafe-jafe ñun ñëpp ñu dajaloo foofu def fa suñu intervention jàppale kooku jàppale ASC boobu ASC bu ni am na ay résistance wala zone bi ma nekk dafa xaw a compliqué am na ay marché am na ay arrêt bus am na ñuy dem ak a dikk c'est très compliqué bu boobaa ñun ñëpp dañuy def groupe daal di dankalikoo dem foofu def fa ay opération pour xalaat ni foofu doon parce que suñu objectif mooy que y a 19 ASC à l'arrivée c'est-à-dire le 25 incha allah. Il y aura 19 trophées parce que li ñu war a liggéey yëpp ci sensibilisation ak prise en charge nañ ko def. Docteur Ousmane Gueye 30 secondes modèle bi mën nañ ko valider. waaw modèle bu am solo mais loo gis lu ne rek œuvre humaine du parfaite. Il faut que ñu xool comme li nga wax yow léegi wane nga ni mën na indi stigmatisation. donc loo aspect boo xam ne nee na liggéey nañ ci mën nañ ci gën a xuus gën koo liggéey mu bañ a am loolu. et donc de ce fait je crois que initiative bu am solo la mën nañ ko xool bu fekkee vraiment effet escompté am nañ ko mais ñu dupliquer ko dans tout le pays je crois que lu am solo la parce que tey jii li ñu soxla rek mooy les bonnes initiatives. les bonnes initiatives ñëpp ànd ci pour Covid-19 du jóge suñu réew. Déthié expérience bi dund bi mettre ko à disposition rek comme ubbeeku nañ yaatal nañu koy mën na ko jaratu toog ba nga xamee ni def nga sa période nu ñu koy waxee quarantaine la xama quatorzaine ba mu jeex mën nga leen seeti li nga xam ni dund nga ko yokkal leen ko je pense que ça peut être utile aussi. Tout à fait donc de toute façon moi je suis toujours disponible toujours citoyen ndax depuis toujours alors man nag fi mu toll nii maa ngi ci ñu bodd fi bodd gi
mooy li nga xam ne mooy stigmatisation bi. c'est-à-dire que drame social la te dafa pernicieux maanaam dafa sew. mais te ngaa jël suñu bàkk bi rek daan corona moo gën a gàtt. waaw mais jël suñu bos rek. waaw xam nga bodd bi xam nga stigmatisation. dafa doon lu nga xam ne au delà de kii Covid bi. mooy fi mu toll li ñu dund mooy prétexte départ bi. mais stigmatisation dañu war a taxaw xeex ko moo tax on va bannissons la stigmatisation reconnaissons le mérite ndax xam nga nit feebar taxul mu ñàkk mérite. nit handicapé taxul mu ñàkk mérite. kon loolu it ñun fi mu toll nii axe boobu la ñu dugg fas yéene taxaw xam nga tey ji li ma def nii c'est-à-dire suma soxna. maa ngi koy jégalu mosu ci d'accord ci woon ndax it sax sa doom yi. ñun ainsi de suite. xam nga ñeneen ak ñeneen yàgg nga ci yow combattant nga. donc loolu mais boo xoolee ne boo waree dimbali même bu dee benn nit rek ngay sauver. jar na ko. tey ji am na ñoo xam ne dinañu daw. bien sûr mais ñun amul problème. donc ñu ngi leen di tàllal loxo te fas yéene taxaw donc grand bi ñun dinañu gën a jege si. ñu gën a yaatal ndax it parfois nga def mu baax mais am lu ndaw loo sote rek mooy comme li professeur wax. léegi loolu it bu ñu amee ñu ñëw yokk ci mooy tey jii ñun dund nañ ko xam nga ñun tey fu ñu taxaw. nañ xam ne kon ndekete Covid du rey. jaajëf du Covid du voilà. Déthié merci jërëjëf ci set bi ñu ngi lay gërëm bu baax. docteur Ousmane Gueye vraiment merci. yitte bi xam nañ ni jot gi mayewu ko dérangement yeeg yooyu waaye nag li tam bokk na ci. merci en tout cas d'être venu. professeur Djibi Cissé jërëjëf. waxoon nga ni bu ñu paree nga d'accord. non grave li yéen seen sëriñ la. yow moom Déthié daal moo fi sama sëriñ la. merci de nous avoir suivis. Point Corona je pense. Bon, prochainement voilà jërëjëf tout à l'heure le programme de télévision Futur Média soir d'info et puis non on n'est pas vendredi jàkkaarloo